asalaamaaleykum mbokku déglukat seen rajo Sud FM 98.5 amal nañu mbégte rek ci kàttanu borom bi teewaat fi ñu ngeen di teewlu si seen émission lu ci xam seen émission lu ci xam ñëwaat na rek comme ni ñu koy defee samedi junne bu waxtu wi jotee ñu ànd ak àdduna wërngër këpp ak suñuy gan léeg-léeg rek di ci waxtaanee li nga xam ne rek soxal na askan wi kon nag lu soxal askan wi jamono ji mooy li nga xam ne nag moo di jàmm ci lii di processus électoral bi sax ba ci jour scrutin bi boo tax ni tey nag dinañ fi am ay gan yi nga xam dinañ ci waxtaan àddu ci yéey ci tamit yàbbi ci wax ci bu baax a baax ci li nga xam ni ñoom loolu la ñu naaloon comme programme doon ko doon waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di acteurs politiques yi ak société civile beeg ñëpp ñi nga xam ni daanaka daal ñu ngi yëngatu ci langue politique bi ngir rek li nga xam ne moo di jàmm ji ñu mën koo gën a daal soxal suuxat ko tamit ci li nga xam ne moo jëm ci processus bi boo tax ni tey jii gannaaw nag ba ñu dundee daanaka fukki fan ak juróom ci wàllu élection nammeeku nañ si tamit li nga xam ni mooy yu doy waar ak yi nga xam ni gis nañ ko ci waaye teewut tamit ñii nga xam ni seen programme bi ñu tëraloon ko nag incha allah dinañ si dugg xuus yi bu baax a baax pour rek waxtaan ak askan wi ak ñi nga xam ni ñooy yëngatu ci wàllu politique bi ñu gën ci dinañu dalal ki nga xam ni nag moo di sëñ monsieur Alfred Gomis moom nag mooy coordonnateur du WANEP Sénégal dina ñëw nag gën ñu firim fàcceel WANEP lan mooy seen taxawaay ci fànn woowu ak tamit soxna Bator Seck mi di présidente du groupe régional de réponse de Dakar G2R dinañ si ñëw nag si firim fàcce bi gën ko yaatal ñoom tamit seen taxawaay ak sëñ Talla Ndiaye bi nga xam ne daanaka léegi mu egg si mu ngi ci yoon wi moom nag personne ressource la du G2R kon nag dañuy dalal suñu gan yi nga xam ni ñoo ngi ci biir studio bi ñu waxtaan nekk ci li nga xam ni moo di daal taxawaayu lii nga xam ni moo di société civile bi jëm nag ci lii di violence yi ñu nemmeeku ak tamit daal lii di jàmm ci lii nga xam ni moo di processus bi moo tax ni nag suñu ñaari gan yi déjà ñoo ngi ci studio bi ñu bàyyi leen ñu nuyoo ñu jox soxna Bator Seck mu daal di nuyoo ak mooy présidente du groupe donc de réponse waaw bu Dakar kon muy G2R soxna Bator ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm si émission lu ci xam. asalaamaaleykum sëñ Moussa. maaleykum salaam ñoo ngi lay fay bu baax. di nuyu monsieur Alfred Gomis sama natango bi ma toogandool ci plateau bi. te muy le coordonnateur de WANEP Sénégal. WANEP nag di West African Network for Peace Building mbootaay gi nga xam ne dañoo jug pour tabax jàmm. voilà ci biir tabax jàmm googu nag moo teg tax ñu teg li ñu naan les groupes régionaux de réponse muy les G2R. waaw groupe régional de réponse yooyu nag li leen tax a jug mooy chapeauter liggéeyu observateurs yi ci terrain bi. ci kaw nan ci saytu. ak càmbar ba nga xam ne bu violence waree taxaw dinañ xool nuñ ko mën a canaliser. wala bu violence taxawee ba pare ñu xool les autorités compétentes mën leen ko jox. pour ñu mën ko dalal. waaw ma dellu rek di présenter waat man maa ngi tudd Bator Seck nekk présidente groupe G2R boobu. d'accord sëñ Alfred monsieur Alfred Gomis kon ñu jox la kàddu gi yow yaa jiite WANEP. waaw maa ngi lay fay di la sant di la gërëm. di nuyu suñu auditeurs yëpp. comme ni nga ko waxee man maay coordinateur WANEP Sénégal. WANEP dafa nekk benn réseau d'organisation. ku ne réseau. mooy ne que am na ay bànqaas. réseau organisation de la société civile fii Sénégal suñu wàññee organisation yi dem na ba fanweer ak benn. fanweer ak benn organisation. fii Sénégal wala ci Afrique. fii Sénégal waaw. yu bokk ci réseau WANEP. WANEP dafa nekk ci. lan moo leen lëkkale lan moo leen lié ci réseau yooyu association yooyu. ay association yi nga xam ne yëpp dañuy liggéey pour saxal jàmm. instaurer paix ci. waaw te sunu ne paix. am na tamit lu ñuy wax les déterminants de la paix. oui. maanaam wér-gu-yaram déterminant de la paix dama xamul nag ni ko la ñuy waxee déterminant de la paix wér-gu-yaram bokk na éducation assainissement loolu yëpp ce sont des déterminants de la paix donc soo demee fukki réew yi ak juróom yi nekk Afrique sowu jant foofa dem ne am na fa réseau WANEP ba Nigéria Niger Gambie dëkk yëpp am na te sunu wàññee organisation yu bokk ci réseau WANEP ci Afrique sowu jant mott na juróomi téeméer ak juróom fukk. waaw
xëy na sax lu ko wees parce que chaque année ñu am ay organisation ñu ne yéen li ngeen liggéey de bëgg sopp nañ ko bëgg nañ si bokk soo ñëwee nga bokk du tere tamit nga continuer di liggéey yow li la tax a jóg réseau bi lu su am lu gën a neex si réseau bi mooy nekk su ma jëlee exemple fii Sénégal su ma soxlee dara Kédougou am naa organisation ba fa nekk am nga ku la mën a moom mooy defal liggéey bi foofu d'accord ñun tamit yenn saa ñu wàcc ci terrain bi mais organisation membres yi ñoom tamit dañuy wàcc ci terrain def seen liggéey bopp tamit di def liggéeyu WANEP donc WANEP comme ni ko soxna Batar waxee suñ ko traduire ci français c'est le réseau ouest africain pour l'édification de la paix. D'accord maanaam waaw am na solo ndaxte waaw nit ñi comprendre mu di kuréel boo xam dafa taxaw rek pour ñu gën a saxal ñoŋal li di jàmm ci kër yeeg ak ci gox-goxaat yi fépp. voilà kon su ñëwee soxna Bator yéen a ngi doon ci benn projet bu am solo mu jëm ci wàllu analyse ak atténuation de la violence électorale maanaam ci. suñu dégloo ci programme boobu ngeen waraloon mooy depuis benn diir a ngi nii yéen a ngi doon lël benn programme boo xam ni li leen taxoon jëkk mooy li jëm ci wàllu violence électorale na ngeen jàngatee d'abord balaa ñoo dugg ci waxtaan bi lii nga xam ni moo di njeextal campagne bi te fu mu ne nii suba la ñuy vote incha allah na ngeen jàngatee lii di violence yi ak jamono ji yëpp. waaw sëñ Moussa dañu gis ni élection ren yi campagne bi daf ni càpp door rek violence yi tàmbali waaw ndaxte coup d'envoi bi ñu ngi ko joxe woon le 8 janvier à minuit mais gisoon nañ ni que dès le 10 janvier violence yi tàmbali woon na waaw léegi nag booba fekkoon na sax ñu dëxal programme ndax ku ni élection di nga xalaat violence donte élection ne rime pas avec violence mais maintenant c'est ce qui se passe donc on est obligé de faire avec boobu fekkoon na ñu dëxal programme mu sensibiliser nit ñi waxtaan ak ñoom waxtaan ak leader yi def ay émission rajo ba nga xam ni dinañ woo nit ñi ci jàmm fàttali leen ndax nee nañ le rappel est pédagogique te buñ ne élection gox-goxaat rek day doon élection yoo xam ni moom dafa day délicate ba pare day xaw a problématique ndax buñ ne gox-goxaat ki nga xam ni ñi nga xam ni ñooy candidat yi soit gox bi ñuy yëngu ay citoyens de souche lañ fa wala ñu nekk fa bokk ay citoyens par adoption donc am nañ fa yaay am nañ fa papa am nañ fa mag am nañ fa rak te violence moom bu xasee ba taxaw xamal fi muy tàmbalee mais bul xam fu mu yem mais violence boobu si ñan lay jógee acteurs yi wala citoyens yi wala waaw si seen jàngat yéen ci sunu jàngat daal mënuñu wax ni ci kenn lay jóge parce que xam nga ñun ñëpp ñoo ne ci biir mais am na ku koy suuxee moom daal ñun daal li ñu mën a wax mooy gis nañ ni que daal carte gi day jaxasoo des fois voilà partisans yi dañuy sànni xeer ñee dañuy sànni xeer moom daal mbir mi day bëri lool ba jaxasoo ba du ñu bëgg ñun situer léegi nag li ñuy bëgg rek mooy woowaat leen ci jàmm ñu fàttaliku ni Sénégal dafa am lu cher loo xam ne Afrique pays yu bëri ñi ngi koy wër amuñu ko muy nga dem voter ji dimanche lundi nga xëy dem bureau ñun loolu lañ xam ñuy wax rek li ñu fi maam yi bàyyil ñun buñ ko nasaxal nañ fi bàyyi woy wi mu rafet comme le chanteur ni mu koy waxee dëgg la Alfred est-ce que ànd nga ak ci jàngat boobu mu jàngat ci li nga xam ni moo di violence bi na nga ko jàngatee globalement du début et à la fin donc campagne bi bon ànd naa si moom parce que ñu ñëpp ñoo gis li xew si dëkk bi dañu ne prix campagne bi ubbi na ñu commencé di gis ay violence te man damay faral di ne surtout ñi ma bokk liggéey bi dam leen di ne violence bi ci sunu kër yi lay jógee te ci sunu kër yi lay dellu absolument ci naka parce que damay ne à la fois nous sommes auteurs et acteurs de la violence xëy na kii def ñaawteef bi ci mbedd bi kii jël xeer di sànni léeg-léeg ñu bokk bool léeg-léeg ñu bokk lal bi dëgg la ñu bokk kaas bu ñuy naanee ou bien ñu bokk grand place bu ñuy bolotee wala dafa tànganaa bu ñuy ndekkee ñiy def violence bi yëpp ci kër la ñu jógee dëgg la te suñu defee sa ñaawte ba pare xëy na sax dañuy daw làkku seen biir kër yi suñu ay doom lañu suñu ay jarbaat suñu ay rakk moo tax ma leen di ñaax chaque fois nañu jóg lëkkaloo boole suñu loxo xeex violence parce que si ñun lay jógee te si ñun lay dellu si waat
am na sunu benn organisation membre bu nekk benn région ñoom dañoo def benn plateforme tous les candidats ñu invité leen pour décliner seen programme bi ma gisee vidéo yi parce que candidat bu ñu ñëwee bon dañuy saafante entre ñoom mais grand gëj naa la gis naka waa kër ga affaire yooyu. ñoom ñëpp xamante. waaw ñoom ñëpp xamante. macha allah. damay faral di ne acteurs politiques les leaders politiques. waaw suñu jógee champ politique bi. am na fu ñuy daje. di naan ataaya di fa saafante affaire yooyu. wallaay dëgg la. mais lu tax. population bi ñun jeunes yi. ñuy. topp benn pression. xaw ma lan moo ñuy jàpp. ba ñuy jël di sànni xeer. te après ñi tax ñuy sànni xeer ñoom suñu paree ñu ngi gisee feneen. kon nag dara jaru fi jël xeer. di sànni xoolal li ñu def Kër Massar. waaw c'est dañ ci doon ñëw nii. c'est Kër Massar waaw. gis nañu image xale bi. oui wallaay 3 ans. 3 ans. xale boobu. innocent moom yoonam new ci et victime. waaw. xëy na su demee ba am ay 15 ans 20 ans su xoolee yaramam gis fa ay cicatrices. oui. ou bien mu dem ba samp njaboot. doomam bi di ko ne mais papa lii lan la woon. tu vois lan moo ko fi jar. oui. dara jaru ko fi parce que soxna Bata lu ma ko waxee. temps yële toog naa ak ay ambassadeur. ma leen di nekk. Sénégal fi nekk dëkk bi nga xam ne da ngay voté tey. ëllëg sa ñëpp jël seen oto dem liggéey. absolument kenn du toog biir kër mu ne wóorul ma génn. alors lan moo fi jar violence bi ñuy enregistré. avant bés bu ñuy sànni xob yi. dara jaru ko. mais seen programme bi ngeen initié depuis juste avant durant campagne bi ñan ak ñan ñooy cible yi ak ci na ngeen ko dëxëñee li taxoon ngeen def ko mooy daanaka daal xeex wala wàññi violence daanaka mënul ñàkk mais ci résultat la ngeen ci am wala ñan ñoo doon cible yi ñan ngeen doon waxal yéen ci si waxtaan boobu Alfred. bon dama koy jox parce que ñoom ñoo si nekk directement man c'est plutôt au niveau national. voilà El Hadj Moussa programme bi moom daf doon viser acteurs politiques yi. voilà viser la population. viser toutes les parties prenantes daal si je veux m'exprimer ainsi. léegi nag ñun liñ ci gënoon. mais est-ce que jot ngi leen convoqué wala dem ngeen ba ci ñoom wax ak ñoom. ils étaient accessibles. voilà bu dee Dakar moom xawoon na jafe. mais ci région yi moom liggéey nañ ci liggéey bu am solo. région yi liggéey nañ ci liggéy bu am solo Dakar nag vu ni mu yaatoo. ak communes yi nombre de candidats yi tey am na communes yoo xam ne am nañ 13 candidats. même 16. waaw xawoon na fi jafe. moo taxoon rek ñu mujj ko nag accès ci ay causeries de sensibilisation. ak ay émissions yoo xam ni. xëy na dina tax li ñu bëggoon mooy yeggale suñu baat. ci réew mi yépp émission yi dinañu ko permettre. dëgg la ndax ku nekk day déglu rajo bi. surtout suñu jëlee suñu émission tey bii gis nañ ni que c'est une émission de grande audience. tey mën na yóbbu suñu baat fépp foo xam ne bëggoon nañ mu yegg fa. te yeggu fa. cible yi moo doon nga ne acteurs politiques yi ak tamit la société civile. mais est-ce que ñoom tamit askan wi ba ngeen doon waxtaan ak ñoom xam nañu li nga xam ni mooy la leen di xaar ak tamit la moo doon seen taxawaay. bu baax a baax dañ ko sax rafetlu torop. ndax dañ gënoon a cibler les femmes et les jeunes. ndax dañ gis ni en politique. les femmes ñooy force de mobilisation bi. mais jeunes yi aussi surtout politique gu ren yi les élections de cette année. ngeen baal ma ku ne gis na ni ay élections la yoo xam ni dafa am enjeu. dafa am enjeu ndax élections la yoo xam ne la xëy na dañ ko puusaat ko. mu jege lool aussi les élections présidentielles. ba pare nag ci diggante bi ay mouvement yu bëri juddu fi ku ne bëgg a wone sa bopp. loolu tax na élection yi doon élection yoo xam ne tey dañ ko jàppee sax ni booy jàngat. raw gàddu la. ndaxte tey nit day am acteurs yoo xam ne ñi ngi xalaat ni bu ñu gañee ci élection locales yi tey. xëy na ñoom génn nañ premier tour 2024. loolu nag moo gën a yokk xëy na. ni situation bi tendue ni violence bi taxaw moo taxoon nag ñu wax ak jigéen ñi. wax ak aussi la jeunesse. ndax jigéen ñi ñi ngi ci terrain bi. jeunes yi ñi ngi ci terrain bi.
du ma jiiñ violence bi kenn waaye mag maîtrise de soi ba mu am xale xamu ko amu ko xale deretam daf ko jege xale deretam dafa tàng day gis ni bu lii taxawee daf koy faj physiquement absolument moo tax sunu débat yi vraiment c'était très très bien accueilli par les populations ñu rafetlu ko lool comme ni ko Alfred waxee léegi ndax violence bu jigi si sunu kër yi lay jóge fa lay delluwaat ndax buñ ne localité bi candidat yëpp a bokk comme ni ko Alfred waxee candidat yëpp xamante nañ tey koo ci gaañ di nga dem seeti ko hôpital buñ la gaañee dañ la ñëw seet si hôpital te gaañ bi moo gën a sedd des fois mën na am sax mort d'homme ñaanuñu ko yàlla absolument mais ci élection yi wees tamit suñu jàppee si ay xayma amoon na sax ay mort d'homme voilà amoon na ay mort d'homme blessé yi yëpp voilà amoon na ay mort d'homme moo tax ñu gën a rek woo nit ñi di leen ñaax ci jàmm ji parce que le Sénégalais c'est une personne sans c'est des raisons le Sénégalais est croyant muy ci christianisme bi muy ci islam bi le Sénégalais est croyant te nit ki bu fekkee am na diine ba pare am na xel am na yoo xam ne du ci yegg moo tax ñu leen di gën a woo di leen gën a fàttali rek ñu xam ni dëkk bi ñun ñoo ko bokk bu fekkee faral nga nit ki ba tax nga taal dëkk bi bu gañee aussi du li am légitimité te boo amul légitimité doo tale liggéey absolument mais Alfred est-ce que également li nga xam ne mooy yi fi jotoon jaar mooy en 2014 gis nañ tamit élection yi c'était un peu tendu ak même présidentielle yi passé il y avait même des morts d'hommes est-ce que tamit loolu moo poussé réflexion bi ngeen gën a yaatal li nga xam ne moo di programme bi pour gën a sensibiliser les populations dëgg la daf may permettre ma revenir ci sunu programme bu ñu tuddee EMAM c'est suivi et atténuation de la violence ci période électorale dëkk bu wanep nekk rek élection su amee daf koy dérouler dëgg la en 2019 wanep Sénégal dérouler le programme EMAM bi pour atténuer la violence électorale te violence bi ñun d'abord dañ koy commencer dans la prévention parce que dañuy faral di ne xoddeeku balaa ngaa lakkale comme des lanceurs d'alerte nous sommes des lanceurs d'alerte parce que am nañu système d'alerte 2020 20 moniteurs la amoon 20 points focaux. 20 points focaux. si Sénégal bi yëpp. xam nga ni 20 points focaux doyul pour Sénégal bi yëpp. absolument. ñuy góorgóorlu ba élection yi 2022 ñu yokk ko ba 60. observateurs pardon 60 moniteurs. 60 moniteurs. 60 points focaux. yu nekk ci suñu système d'alerte. À partir de tey. dinañu am 160 observateurs. ok te ñooñu li leen tax a jóg. mooy alerte lancer des alertes pour la prévention de la violence. mais comment on va détecter que ni fii war na mën a am violence ak yooyu. bon xam nga violence tamit moom déterminant yi waaw lii la wax. violence dafa nekk li nga xam ne moom day bette. waaw. day bette. mais léeg-léeg nga gis ay signaux yi nga xam ne nga ne lii. waaw fu mu jëm daal. waaw. du baax mieux vaut ñu teel a jóg. waaw baare ko. ndax balaa muy suñu gisee saxaar bu ndaw rek. il faut ñu jéem a fay taal bi balaa muy gën a boy. tu vois loolu la ñu am comme système d'alerte. te c'est vrai que léeg-léeg mu am lu ñu bett. waaw mais ñii. les groupes régionaux parce que dañ ko taxawal cette année dans chaque capitale régionale 14 capitales régionales yëpp am nañu groupe de réponse ba démb ñu ngi doon alerter si ay signaux yi nga xam ne suñ ko bàyyee dina indi fitna dina yee fitna pour le jour du scrutin wala pour depuis avant ba démb am na ñu doon def di ay caravanes. di sensibiliser. mais su leen doon évaluer par région donc ak li nga xam ni mooy seen groupe de réponse yi lan lañ joxe ak tendance yi dans chaque localité si maanaam en termes de violence ak yooyu. tendance en termes de violence fépp la de. oui fépp la. fépp la de très rares régions. am na suñu benn point focal ñu nekk mais yow gisuñu sa kii
yónnee woo ñu ay proposition d'action. mu ne bon fii car macha allah. tout est calme. tout est calme. tout est calme. mais ba tey daal ñu ngi daas fanaanal. waaw au cas où dara su amee. ñu intervenir parce que ñun suñu salle de veille bu ñu taxawal buy fonctionner. waaw tey suba ak gannaaw suba. même après élection. on est sur le terrain dara su amee. ñu jéem a intervenir pour calmer les ardeurs. mais pour évaluer actuellement yan zone la ñu gis ni ce sont les zones rouges yi nga xam ni foofu vraiment violence bi tàng na fa trop. bon nga baal ma du ma mun a citer. waaw mais jàppal ne que. mais on peut. toutes les régions. waaw toutes les régions. waaw il y a des signaux yi nga xam ne. il faut que ñu bàyyi fa xel. ñu bàyyi fa xel ñu ngi leen di surveiller comme du lait. au niveau national. parce que élection bi moo mel noonu bu doon élection présidentielle sax. waaw mu tane. boobu c'est plus gérable c'est plus maîtrisable. mais bi élection locale la. mais ça demande commune bu nekk. waay day ne man sama commune am na richesse bi. donc ku ko bëgg a gérer. il faut que nga def lii il faut que nga mel nii. donc c'est au niveau local moo tax mu xaw a jafe. dëgg la. candidature yi ñu am ni 2021 2022 mi nii. fàttaliwu ma ko ñu am ko dans le passé. non musul am. waaye musul am. non seulement bon bureau de vote danoo yokk. mais tamit ñaata liste. oui est-ce que ëppul 3000 listes. oui ëpp na c'est actuellement je l'ai sous mes yeux ñoo ngi si actuellement nii presque 6 millions et quelques électeurs. Attendez un instant mu génn il y a presque 3000 et quelques listes. donc 3000 et quelques listes. waaw mais loolu est-ce que c'est gérable yéen selon vous ndaxte nag bëri na lool. waaw bëri na lool il y a 6 millions 613 962 sénégalais yoo xam ni war nañoo dem urne léegi actuellement il y a 3149 listes ak coalition de listes mu doon loo xam ni loolu est-ce que mu ngeen ko gérer dans chaque localité bëri na de. bon loolu sur le plan national. c'est national. c'est national kooku peut-être autorité ñoom ñoo koy gérer. mais ñun suñuy intervenir xool ñu kii fii la bokk. bokk kii liste bi la bokk. c'est vrai que loolu jéggi na dayoo. jéggi na dayoo lool. mais ça montre que. nit ñi danoo yeewu. waaw ku nekk mun na revendiquer. dëgg la gestion de sa commune. mais bëgg nañu xam nag justement parce que c'est important si vous aidez l'État ak ñi nga xam ni ñoo tamit ñooy jël décision yi pour sécuriser ñu xam zones yi nga xam ni ce sont des zones où actuellement war nañ fa teg baaraam. groupe de réponse bu nekk. waaw groupe de réponse bu nekk. am na organisation de la société civile. mais Batoor xam nga kii yow di nekk mais Dakar nu mu mel ak yeneen régions yi. voilà Moussa. waaw xam nga fi mu ne lii xew moom ñun ñëpp a ngi ciy teg seen sunu bët. surtout sunu mbokk journalistes yi. waaw daanaka tey yéen a ñu gën a mën a wax sax zone yi ndax yéen a ñuy alerter. voilà fi mu ne daal liñ ci mën a wax mooy. mbir mi daal xam na jaxasoo. te ñun yaakaaroon nañ ni Sénégal war na weesu fii. absolument war na weesu fii boo gisee sax liggéeyu wane bi li ci gën a am importance mooy. bu ñu gisee li xewoon en mars 2021. loolu ça a alerté tout le monde. ça a alerté tout le monde. moo tax ñu gënoon nag taxaw. ci mooy projet EMAM bi Alfred wax léegi. ba nga xam ni rek dinañ saytu càmbar ba contribuer rek au maintien de la stabilité du pays. ndax tey yaakaar nañ ni nit ki ni nga mën a def ba sanctionner quelqu'un. c'est du sànni xeer. du def ñaawteef. mais lan la. teye sa bulletin de vote. ta carte c'est ta voix. bu jour scrutin ba nga dem voteel ki nga xam ni moom nga yaakaar ni kii kat programme am. ci ngay gis sa bopp. programme am mooy li nga xam ne jàpp nga ni mooy doxal réew mi. te ñëpp rek ñi nekk ci liste yi tey ñun dañ jàpp ni développement moo leen tax a jóg. développer la cité moo leen tax a jóg. tey koo ci xam ni faral nga ko jarul nga dem di ko sànnil xeer wala mu la ngeen àndandoo di sànni xeer. toogal ba jour scrutin ba nga dem tranquillement dem voter. ñëwaat sa kër toog. waaw mais am na solo mais fu mu ne nii parce que réponse yi tamit c'est vrai dans les régions war na nekk loo xam ni moo ngi seen kër nii wane bi jël na en compte li nga xam ni moo di tamit est-ce que vous travaillez avec les autorités administratives ak yi nga xam ni daanaka ñoom tamit seen rôle ils jouent le rôle de la police donc dans quelques localités parce que tamit ñoom tamit ñoo war a ces interventions yi war nañ see jël ay matukaay. loolu laa doon bëgg a wax léegi nii chaque groupe.
waaw am na fa représentant force de défense. bon disons force de sécurité. waaw am na groupe yi nga xam ne day am à la fois police ak gendarmerie. am na groupe yi nga xam ne day am police wala gendarmerie. oui am na groupe yi nga xam ne day am représentant de l'administration parce que ñoo ñëpp la ñu invité woon. pour ñu bokk ci groupe yi. oui normalement groupe bu nekk war na am organisation de la société civile. Ouais. personne aux ressources. force de défense et de sécurité. ñoo ngi ci kii bi quoi ak administration. groupe kii bi waaw am na région yi nga xam ne bu ñu installé. groupe bi. gouverneur en personne moo déplacé. ah ñoo installé ko parce que. dafa gis dafa comprendre importance mission ouais, groupe les bi. enjeux. donc il est venu il a installé le groupe. il a suivi les travaux. bon dans certaines régions ñëwuñu mais yónnee nañu ay ndaw. parce Ouais. que seen calendrier moo chargé. pour dire que ñun lépp lu ñuy def rek on le fait dañuy jàppale état bi. fu état bi mënul dem. ñun ñu dem fa. wala tamit li nga xam ne ñun organisation de la société civile. mun nañ ko def xaaruñu ci état. ñu def ko bu dee dem nag bu dee am na situation yi nga xam ne. ëpp na sunu loxo. waaw puisque déjà am na ci représentant état bi avec les forces de sécurité. ñoom déjà ils vont passer le message. d'accord une réponse bi nga xam ne groupe bi mun na ko indi sur le terrain. waaw du ñu xaar état. waaw dinañ ko yëgal ñu nekk ñu ngi def lii. waaw mais ñoom tamit xam nañu que ñun ñu ngi koy def parce que état bi xam na WANEP. waaw donc état bi mu ngi ci biir groupe bi. d'accord avec à travers mais ses est-ce que démembrements. ça va pas être très très difficile pour que tamit léeg-léeg ndax ci tamit ñii di citoyen bi autorité lay gën di déglu maanaam autorité policière wala judiciaire yu mel noonu waaw mais yéen comment vous parvenez à les sensibiliser wala nag waaw day xaw a difficile foofu tuuti est-ce que du blocage. li nga wax nii daf may rappeler li ma tàmm di dégg. waaw ñu ne sénégalais dafa ñeme yàlla ragal alkaati. balaa ngay sa morom su ñëwee c'est-à-dire on fait la sensibilisation bien l'éducation des pères. nit ki su ñëwee di la wax benn message. déglu ko bu baax. dëgg la. nga déglu nga xam lan la lay indil. bul nekk bon yow lan la dafa mel ni ki jël sagar ki jël kaasu verre à jeter. sànni ko si mbedd bi man ma romb ko ma ne ko li nga def ni ñaaw na am na mbalit. ab léeg-léeg ñu ne la fi mbedd buur la waaw mu gis si boppam fii ñoo ko moom. ñu ñëpp ñoo ko moom. mais pourtant man ëppaloo ma si. mais justement parce que li ngay def nii dafay ñaawal sunu gox dafay tilmal sunu gox. te dëkk bi ñoo ko bokk feebar bi su ñëwee. du xool ne que yow da ngaa bëri xaalis. wala kii da ngaa mel nii. waaw léegi nag sa morom citoyen su lay ñaax si lenn. déglu ko bu xaar ba ne état bi moo war a ñëw sensibiliser. non donc il faut quand même ñu am esprit boobu. pour écouter les messages yi nga xam ne. c'est porté par les citoyens lui-même c'est porté par le voisin bu ñu xaar autorité bi ñëw. ne def leen nii parce que dafa yor liif su ngeen ko defulee mu dóor leen. waaw il faut quand même ñu comprendre message bi. ñu nangu nekk sa morom citoyen même bu dee xale bu ndaw sax. soo sànnee kaas xale bi xëy na dina la ko wax avec la manière. waaw c'est vrai. déjà soo sànnee kaas bi. xale bi jël ko dem sànni ko si mbalit rek. dóor na la te laalu la. dëgg la mais quand on parle de alerte presque ci système yi yaa ngi doon wax ci am ngeen maanaam ay association yi ngeen di liggéey loolu donc à la base est-ce que association yooyu tamit ñoo ngi jouer pleinement seen rôle ak tamit ñoom yan outils la ñuy utiliser pour que justement ñu mën a passer le message au niveau central à votre niveau pour que tamit ngeen mën a saisir l'autorité yaa ngi doon wax ay plateformes yi est-ce que tamit yéen a ngi doon jot message yi bu baax a baax. les messages ñu ngi ñëw parfaitement. parfaitement. groupe de Dakar par exemple bu ñu mettre en place. waaw danoo créer seen groupe. seen plateforme WhatsApp. waaw Fatick am plateforme am. Ziguinchor am plateforme après ñu jël plateforme yooyu yëpp ñu centraliser ko. fi nga xam ne instant bi nii yónnee naa tout à l'heure benn message ne leen WANEP sur Sud FM.
suivaient en direct. Donc il y a des plateformes. Et c'est la même chose au niveau de la base. ñoom tout ce qu'il y a comme incident, non seulement dañoo am benn plateforme, benn application dédiée à ce travail-là, mais aussi ñu ngi utiliser les réseaux sociaux entre ñun pour partager les messages. Am na benn région du ma tudd turam, benn région benn soir mu am benn attroupement am foofu incident. gars yi partagé ko sur les réseaux sociaux. sunu plateforme su ma nee réseaux sociaux c'est interne à WANEP. ma gis benn agent de sécurité, benn force de sécurité bu bokk ci groupe bi mu ne je vais descendre sur le terrain pour vérifier. Parce que il est dans le groupe. Il est dans le groupe. Mais c'est un travail de vérification pour confirmer qu'il y a exactement cet fait. Oui. Wow. Oui. Bon, c'est vrai que toutes les informations avant ñu koy jàllale. dañ koy vérifier. Recoupement bi foog mu am. waaw li ngeen di wax la triangulation. xam nga lan la triangulation de l'information. waaw dañ koy def. Donc l'agent là, le policier. Bon l'agent de sécurité. le force de sécurité bi. Quand il a vu le message mu ne je vais vérifier. Il est parti. Le lendemain ma gis message du moniteur de la région. mu ne merci à cette force de sécurité qui est intervenue pour dissuader, pour dissiper cet attroupement-là. Pour dire que ñoom ñi ngi ci biir. Ils font parfaitement leur travail, ils nous accompagnent. Parce que liggéey bi ñoo ko bokk. Intervention yi ñoom la quoi. Intervention yi ñoom la. C'est très bien. Nous sommes avec kon nag suñu troisième invité bi mu ngi door rek si monsieur Papa Ndiaye, c'est bien ça. Talla Ndiaye maa ngi jégalu autant pour moi sëñ Talla. waaw kon nag sëñ Talla ñu bàyyi ko moom tamit mu nuyu ndaxte moom bokk na ci li nga xam moo di personne ressource ci li nga xam moo di groupe de réponse yi kon nag sëñ Talla ñu ngi dooroon waxtaan bi ci li nga xam ni moo di daanaka liggéey bi fu mu toll ak yooyu ci situation nationale fu mu ne nii lu ma la bëggoon laaj rek tant que personne de ressource nga yow la moo doon sa taxawaay ci lii nga xam ne moo di processus bi waaw pour taxawal saxal jàmm ji. waaw merci beaucoup man itam maa ngi leen di nuyu. ñu ngi lay di jégalu amul solo ci tardé bi. yoon yi la waaw yoon yi waaw comme pour répondre à ta question. man sama taxawaay ci biir groupe bi. mooy comme son nom l'indique. personne ressource. Et le travail essentiel, comme vous le savez, c'est un travail de sécurité. Bon, la sécurité. yow da nga yëngatu sécurité xanaa. Bon, pas plus maintenant. Je suis un ancien. Un ancien, waaw. Ancien gendarme. Voilà. Ancien gendarme. De la sécurité. Voilà. On a compris très rapidement. Donc, comme composante yi yëpp. dañ cee bokk. Par exemple, les autorités administratives. Qui sont les premiers responsables en matière de sécurité. Les services de sécurité, les forces de sécurité, comme on dit. Et encore la communauté. Il faudrait nécessairement dire des choses et entrer dans des schémas qui sont conformes à notre législation. C'est la raison pour laquelle, bon, en matière électorale, il fallait que je sois dans le groupe pour essayer de travailler en synergie avec les autres. D'accord, mais yow mi di yëngatu nekkoon ci maanaam wàllu sécurité nan nga jàngatee li nga xam ne moo di situation bi ni ki mel gannaaw bu ñu génnee 15 jours ci kii bi soo doon évaluer joxe tamit li nga xam ne moo di situation bi tey la ngay wax ak li nga jàngat yëpp ci wàllu violence. Mais la situation est à peu près normale, à mon avis. Parce que en matière de compétition, bu ñu nekkee ci jamono yu mel nii. jongante ci élection surtout processus électoral. nga xam ne nii dafa am ay étapes. bu ñu jógee ci problème mu inscription yi. dem ci investiture yi. jóge ci ñu ngi ci distribution des cartes. yéeg commencé nag jàkkaarloo ak bis bi. Nécessairement il faut que nit ñi tension yeeg yooyu di jóg. waaye bu ñu jógee foofu nag la liggéey bi nga xam ne ni moom la WANEP di def. am solo. sensibilisation en rapport avec ñi nga xam ne nii ñoom ñooy les personnes concernées.
pour di mën di sensibiliser kenn ku ci nekk say responsabilités. ak étape bu ci nekk menace bi nga xam ne moo fa toll. ñu mën koo waxtaane comme ni ko monsieur Gomis doon waxee sànq. discuter ak ñi ko war a bokk. pour di seet ay solutions. mais ci kaw loolu gis nañ ni yaa ngi wax ni maanaam ci processus bi yëpp la électoral bi gis nañ ni jamono ji ndaxte nag coow li bari na ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu carte yi. est-ce que à ce niveau def ngeen ci liggéey naam sax bu nekkee li nga xam ne moo di investiture yeeg des trucs yëpp c'est au niveau interne mais gis nañ ni fu mu ne nii distribution carte yi jafe-jafe la ci yenn gox comme Kër Massar Gomis moo ngi si doon cité benn incident bi fa amoon ci wàllu li nga xam ne mooy kër googu ñu lakkoon ba am ñu fa gaañoog yooyu. Madame la présidente war na la wax ñoom ñëpp ñu ngi sur le terrain. sensibilisation médiation ci diggante yi yooyu yoo xam ne mais est-ce que di ngeen médiation bi mu ngi am. mais dañ leen a tàggat ci mbirum médiation avant. waaw bi yëf yi doog a tàmbali. am na ay formation yu bëri. yoo xam ne ni dañ ko doon def diggante. mais est-ce que yomb na acteurs politiques entre les acteurs politiques. non jafewul ndax ñun dañoo am code électoral bi mooy bréviaire bi. bu ci ñëpp tënkoo. te sensibilisation bi foofu lay basé wu ku ne ñu woo la ci say responsabilités. nga taxaw ci et puis ñu wax la aussi ni lii étape la. dans la vie d'une nation. Surtout dans une démocratie il faudrait que de temps en temps le système électoral souffle par des élections bu jàllee. nit ñi dañuy delluwaat ànd. surtout que mu nekk sax problème mu local. ñëpp dëkk ñoom ñëpp xamante. waaw mais jamono ñooy gis nañu charte de non violence bi tegoon nañ ko fi mais est-ce que yéen na ngeen ko jàngatee d'ailleurs parce que ñu bëri daanaka signé wuñ ko. ñu bëri signé wuñ ko wala sous réserve wala yu demee noonu mais est-ce que loolu tamit bokkoon na ci loo xam ni signalé woon kon ngeen ni ça pourrait être également benn affaire boo xam ni nit ñi tamit topp ñu li nga xam ni moo jëm ci fàllu wi. damay fàttali nag. ça a été initié nag par des religieux yu mel noonu. waaw mais xëy na loolu ngeen jàpp. waaw mais déjà en 2019. waaw. Bator est-ce que yaa ngi rappelé 2019 WANEP proposé woon na benn charte de non-violence. Ah d'accord yéen a ko njëkk a proposé alors. non néew ma ñu ñoo ko njëkk a proposé mais ñun en 2019. élection présidentielle 2019. waaw parce que joxoon nañ ko sunu groupe national de réponse. ñu defoon démarche yi. waaw mais wax dëgg yàlla eggul woon. Eggul parce que signé wuñu ko. waaw mais defoon nañu ay démarches. dem rencontrer yenn leader pour ñu proposer leen charte boobu. léegi nag bi 2022 bi ñu amaat benn charte. mais est-ce que war nañu sax di toog di ne il faut ñu def charte de non-violence. dafa war a nekk ci sunu xel yi. waaw dafa war a nekk ci sunu xel yi nga xam ne que damay faral di ne il y a une vie après les élections. comme ni ñu ko waxee tout à l'heure de le 22 ou bien le 24. le 24 janvier. nit ñi dañuy xëy liggéey. soo liggéey sulee xëy na ñu laaj ne demande d'explication. Absolument. parce que danoo war a voter. tranquillement après dem liggéey. lan moo fi jar violence bi di fi tuur deret. xëy na nag sunu xel moo egg foofu moo tax ñu propose ñu charte de non violence. waaw te tamit nuñ ko signé wulee. bu dee ñi signé nañu ñeneen ñu signé wuñu. am na tamit lu fi lu manqué. lu manqué absolument. am na lu manqué. danoo war a toog ñu ñëpp. ñu ne dañuy xëccoo pour jiite réew bi. mais ñoom dañuy wax seen raison mooy est-ce que yéen ñi di dox loolu médiateurs yeeg yooyu des trucs comme ça nekk ci yéen a ngi wax ak nguur gi parce que ñoom li ñuy def mooy indi manquement yi ba tax ni nit ñi tamit di leen pousser à la violence. xam nga foofu man damaa yaakaar ni duñ ko tërale noonu sax. waaw li ñu koy wax rek mooy. man pour man. waaw charte de non violence bi. c'est un mécanisme parmi tant d'autres. Ouais. Et tous combinés vont dans le même sens. C'est-à-dire sensibiliser. Que les gens soient mis devant leurs responsabilités. Absolument. Que kenn amul intérêt dara di fi am lu dul bisu élection yi ki ñu war a tànn ñi ñu tànn
ñoom ils vont manifester leur joie. ñi nga xam ne tànn ñu leen ñu xam ni démocratie noonu la. booy dem il faut nga sóoraale ni mën ngaa perte comme mën ngaa gagner. waaw te wax ji yëpp nag. loolu la pour indi ñëpp. ci la responsabilité foofu dafa xam lu ma fiy wax tuuti. war nañoo bàyyi xel ci lu am solo. Dans les pays du tiers-monde, particulièrement les États africains surtout de l'Ouest, à chaque élection bu jàllee souvent indi na une déliquescence de l'État. waaw et jarul may wax. parce que tout ce qui nous entoure. nous le savons. Alfred a l'habitude de dire des fois. Une ceinture du feu dans le cadre sécuritaire. Mais moi, sur le plan démocratique, une ceinture, je vais dire, en tout cas, qui ne fait pas un bon exemple. Comme loolu day indi toujours problème après les élections. war nañ ci bàyyi xel ñun. te on a une chance musuñu am ñun benn difficulté. Nos institutions fonctionnent. Jusqu'à présent war nañ ko préserver. te fi nga xam ne ni mooy menace bi gën a grave toujours. c'est au niveau des élections. Une élection mal gérée. Les résultats contestés. Et ça peut toujours amener les gens à des situations qui ne sont pas souhaitables. Donc foofu pour revenir sur votre question. Que véritablement pour moi tous ces mécanismes, toutes ces propositions vont dans le même sens. Mais l'État doit d'abord garantir li nga xam ne du mécanisme yi nga xam ne vraiment c'est fluide et puis il y aura pas de manquement. Voilà. C'est le premier garant de la sécurité. xam nga wax nga ko sànq ne am na ñoo xam ne nii ñi signé wu loolu la ñu wax. Nous on a entendu les positions des uns et des autres. Absolument. Les gens disent que la loi elle est là depuis la Constitution jusqu'au texte et même décisions des autorités administratives vont dans le sens de réprimer toute infraction dans ce sens-là. Donc tous ceux qui vont se conformer au texte, si tout le monde se conforme au texte, il n'y aurait pas de problème. waaw ñëpp ñi nga waaw kon ñëpp bu ñu tënkoo ci li ñuy suñu texte yi ñuy régir rek. kon coow. du mën a am. D'accord. Waaye nag aussi bien que nguur gi. ak ñi nga xam tamit ñooy acteurs yi yëpp ñu bokk ci état de droit la ñu wax. état de droit veut dire que autorité administrative yeeg. ñëpp ci kaw ba ci suuf ñëpp ñoom la war a tënk. dëgg la waaw. d'accord kon mbokk yi ma dégtal leen publicité rek ñu daal di continuer waxtaan bi di fàttali rek tey suñuy gan ñu ngi waxtaanee li jëm ci wàllu lii di daal coow violence yi ñu nemmeeku ci processus électoral bi tey nag suñu gan nekkoon waa WANEP ak ñi nga xam ni moo di kii nga xam ni moo di Alfred Gomis di coordonnateur du WANEP ak Soxna Bato Seck di présidente groupe donc régional de réponse bu Dakar ak tamit sëñ Talla Ndiaye bi nga xam ni moom personne ressource la bokk ci li nga xam ni moo di processus bi léegi ñu dégtal leen publicité yi daal di ko waxtaan. émission bi di loo ci xam. pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may. pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp. office national bu assainissement bu Sénégal ñu di ko wax ONAS dafa dellu di ñaaxaat askan wi ci mbalit yu dëgër yi nga xam ne moom la ñuy faratal di sànni ci bépp réseau ONAS nga xam ne ndox yi du mën a dem ni mu ware di jur xet gu bon di indi ay jafe-jafe ci sunu dëkkuwaay ak li ko wër képp ku nemmeeku nag yii gàllankoor ONAS tegal na leen fi numéro bii ñuy wax 81 810 12 81 810 12 numéro bii ñu leen jox mën ngeen cee woote waxtu wu ne bés bu ne ONAS dafa taxaw jonn ngir sellal sunuy dëkkuwaay ak li ko wër. PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement ak ONAS office national de l'assainissement du Sénégal ñoo leen di may seen émission loo ci xam ak El Hadji Moussa Thiam.
jërë ngeen jëf mbokk déglukat seen rajo Sud FM 98.5 yéen a ngi seen émission lu ci xamte nag comme ni ñu leen ko waxee rek ci suñuy gan ñoo ngi nii di waxtaanee ci li jëm ci lu am solo jëm rek ci ni ñu war a def rek bu suuxat li di jàmm ci processus électoral bi daanaka naam bu nekkee campagne bi jeex na sax ba ñu gis si ay daal loo xam ni lu yéeme la ak lépp lu ci xeetoo ci wàllu violence waaye teewut tamit la cee waxtaanee tamit gis nañ ko ak tamit ñoom dañ ciy képp ni lañ si ñëw nag ci nu mu gën waaye nag foog ñu ubbi antenne bi tuuti jox askan wi ñoom tamit ñu samp seen laaj contribuer bu nekkee am nañu lu ñu bëgg a participer ci waxtaan bi ci 88 628 98 98 ñu mën a nag bokk ci waxtaan wi nga xam ne daanaka fu mu ne nii suba moo ci des kon nag ci waxtaan nag ñuy ñaan nag ndax ci ñu bañ rek di wax lépp loo xam ne rek day xeetoo propagande ndaxte nag loi bi da koo tere ñu jéggal ñu ci loolu waaye nag su nekk lépp lu jëm ci li ñu waxtaanee nii baax na rek ñu mën leen dalal ñu jël ki ci ligne bi asalaamaaleykum. waaw sëñ Moussa. naam. allo difficile na laa lay dégg. waaw ñun ñoo ngi lay dégg bu baax. allo waaw ma tànneel tuuti. waaw ñu ngi lay nuyu Moussa di la gërëm ci sa taxawaay. jërëjëf. di la siyaara di gërëm nuyu sa auditeur yi la sa ñaari invité yi. ñett. di wax nag ne Moussa violence bi lu dindi ko fi dana xaw a jafe. dana xaw a jafe ndax violence li koy yokk mooy bu fekkee ne bii dafa am ña ko def sooke ko yoon dafa war a dal ci seen kaw ba ñëpp xam ne yoon dal na ci seen kaw ña ko defagul duñu ko def ña ko doon xalaat danañu ko ba violence bu fekkee ne bii dañu ko càmbar xool ko ñëpp xam ne violence bi ci kilifa la jóge wala ci ay kilifa la jóge ña ko war a àttee duñu ko àtte ci la ñu ko war a àttee bu boobaa violence dafay installé wu te tey jii Moussa muy politique muy sport muy lépp loo xam ne lii dafay dajale ay doomi aadama lu dul diine violence lu fa yomb lay doon te toujours dafay bàyyi ay séquelles yoo xam ne yii fa muy mujj kenn du koo xam mbaa bu ñu ko xamee itam ña ko def la cay la leen ca yoon waar a teg yoon du leen ko teg violence du fi jóge ndax politique bi nga xam ne bii tey mooy baasu lépp ñi koy def tey jii kenn ku ci nekk da ngay organiser wu ci côté boobu sax boo dee def campagne comme lii nuy nekk nii tey jii muy élection booy def campagne di nga am ñooy àndal ñoo xam ne ñi dañu lay entouré kenn du la jige kenn du la laal koo xam ne ki adversaire la sax danañ dal ci kawam gaañ ko bu ñu waxee ñu ne politique la alors politique nag idée la woon gëm-gëm la woon nit ñi dañu ko daan def di former ay parti politique bu compétition jotee ñu dem compétir bu la nit ñi wóoloo fal la mais tey jii politique defe naa ni jaarukaay la boo xam ne bi nit ñi dañ ciy jaar pour am ci teranga boobu nga xam ne moom lañ ciy séntu nag dana poussé na tey ñenn nag ba dañu nekk ay nit yu violent ñoo xam ne ñi lu ñu bëgg ci loolu la ñu koy jaare am na yu bari yoo xam ne nit ñi teg nañ seen bët ci événement yi ci jàll fan la mujj tey jii mujjul fenn. très bien dañu naan dem nañu fii porté nañu plainte ñu ngi leen di convoqué et cetera nangam ak nangam finalité dañu mujj lépp fale lépp doxe tàbbi gi xëy na daal ku ci néew doole. xam ne amuloo benn malaan kiiraay moo xam ne mi nii danañ la ko ruuse wala danañ la ko ragale yow yaay ci mucc. mais ku néew doole. xam ne amuloo yenn envergure politique yi la. wala nga am yenn daraja yi. danañ la ci boom te du mujj fenn. très bien jërëjëf ko defee nag dafay jot. waa ci ñu xoolaat. te loolu état moo ko war a def. tey jii ñu xool parti politique yi nga xam ne tey ku jóg créer parti politique baax na mais dañ ko war a contrôler mu nekk système boo xam ne bii dañ koy instaurer kuy créer parti politique mu am ay critères yoo xam ne dañ la koy laaj critères yooyu ba matul doo am parti politique. jërëjëf et je pense que. loolu nekk na loo xam ne lii état bi ci boppam moom moo ko war a instaurer. waaye nag danay jafe si suñu état yi nii ñu installé woon nii. surtout bii fi nekk tey jii pour mu def ko dana xaw a jafe lool ndax violence bi xëy na deesu wax lépp waaye xel mottali na ko am na yu bari yoo xam ne mu ngi fi xew tey jii seen loxo génnu ci. très bien ba tax na. xëy na daal ci gàttal
du yomb. waaw très bien du yomb. jërëjëf ñeneen na koy def daal mais ñii fi nekk moom mënuñu fa jëlee violence. jërëjëf yàlla nañu yàlla doole sutura nag. jërëjëf ñu mucc ci. waaye du yomb de. jërëjëf sëñ bi kon nag ñu mën a gàttal rek comme ça ñeneen mën ci àddu ndaxte nag waaw ñu gàttal intervention yi asalaamaaleykum allo. waaw ku baax na nga def. allo. waaye ñoo ngi lay dégg de ku baax. waaw imam. waaw Sall El Hadj. waaw dégg bi de suufe na lool. waaw tey kay man loolu moo ma jaaxal te ndékki naa bu suuf nuyu say gan. waaw ñu ngi lay xam naa am na sax lu ma rëcc ci waxtaan wi. waaw. waaye ci dafa am baat boo wax rek ci laay wax tuuti ak leneen li ma bëggoon a wax ci mbir mi. allez-y. dafa am boo wax nee nga ñu suuxat jàmm ji. suuxat nga wax de. suuxat nag dafa mel ne boo koy def day fekk nga ji ba mu sax wala nga jëmbat. boo jëmbatee mën ngaa suuxat wala nga ji dara mu sax. tawatul nga mën a suuxat waaye dama defe ne jàmm ji dañ ko jëmbatut Sénégal jiwuñu ko fi kon lu ñuy suuxat Moussa ne ko fi. te Moussa. man li ma gën a ñor ci fan yi yëpp ma seetlu ko te di ci wax bu ne ma daan ci wax te dama ciy waxaat tey. mooy Moussa man ñetti kuréel yi dañ maa jaaxal ci Sénégal dafa mel ni ñoom daal lu waa tënku leen muy politiciens yi di footballkat yi di mbëri làmb yi làmb ji maanaam di làmb ji daal du mbër yi ak ñi ñuy àndal ak ñëpp rek ñoo ciy tënku. ñoom bu seen yëf jotee daal lu leen neex la ñuy def ci réew mi te réew mi dañu am loi bu tere surcharge. te ñoom ñu leen neex la ñuy def ci oto yi te kenn du leen wax dara. te ñoom ñoo jiite réew mi. football bi la même chose bu jotee nit ñaa ngi yéeg fu ne ñu lang fu ne ñu wékku. làmb ji noonu waaw lii nag lan la. d'accord Sénégal nag moom la am. man damaa wër naa fu ba sonn man dama ko gisut ci menn réew mu dul Sénégal. te ku wax nag ñu ne kii dafa bëri wax wala moom li muy jaay amul nangam. Moussa lii mooy àtte bi nga xam ne ci lañ war a njëkk a wax ba mu dañ. suñu bëggatee dem ñu teg yoon ci oto yi nit ñi yéeg toog fañ war a toog ñu toog fa. fu ñu warut a toog duñ fa toog. ñu bañ a surcharge. bu subaa fi mu ne campagne bi jeex na biig ci guddi. suba gannaaw suba nga dugg ci oto yor ab saak police lay arrêté wala gendarmerie ñoom itam xaw ma lu leen dal. ñu ne la voilà yow da ngaa def ménagement di bagage ba kañ Moussa lii. très bien nañ ci wax jërëjëf. très bien mbokk mi kon ñu xaar tuuti rek ndaxte émission bi émission askan wi la tamit ñoom tamit dañ leen ci may ñu ci participer 88 628 98 bu nekk am na kenn ku nekk si ligne bi ñu daal di koy daal dégg nga ci interpellation yi ñu leen interpellé sëñ Pape Ndiaye wala Alfred kam moo ci addu ci li nga xam ni ñoo ngi ciy wax. waaw Alfred comme ni nga ko waxee émission bi askan bokk na si donc ku nekk day wax sa xalaat. waaw te ki mujjee wax ni kii laajte est-ce que politicien bi footballeur bi ak. waaw mbër bi est-ce que ñoom bokk nañu si bon parce que dañoo gis ne que fi meeting politique am. waaw violence dafa sore. waaw. fu football am surtout football populaire bi may bañ a tudd noonu. nawetaan wax ko rek nawetaan la mais c'est ça. dafa bëri waaw nawetaan la. violence dafa sore. fu combat de lutte am. violence dafa sore. war na noo gestuwaat nag ñu xool lan moo xew. waaw. waaye tamit xaw ma est-ce que expression bi de c'est approprié. il faut que. ñun ñi waajur yi. waaw. ñu xoolaat nu ñu yaree sunu doom yi. parce que ki génn di sànni xeer ci mbedd bi. xëy na am na liñ ko jàngalul ci biir kër gi. ñett ñooñu mais du ñoom kese de. du ñoom kese de. am na tamit beaucoup de secteurs. étudiants yi sax élèves yi sax. ñu ngi ci biir ñu ngi ci biir waaw. dañuy sànni xeer. dañuy indi violence. kon nag il faut ñu xoolaat suñu bopp xool naka la ñuy éduquer sunu doom yi. naka la ñuy yaree sunu doom yi naka la ñuy jàngalee sunu doom yi naka la ñuy éduquer sunu citoyen bi. parce que le citoyen parce que vraiment. il est au cœur de waaw. affaire bi daal c'est inquiétant. ouais. c'est inquiétant dans tous les niveaux il y a de la violence. waaw
sëñ Talla. waaw sëñ soxna Batoor. waaw li ma ci bëggoon a dolli tuuti rek. mooy ki mujjee dugg aussi dafa laal point bi am solo. mooy peut-être l'impunité. waaw xëy na bu fekkee nit ki def na lu mu warta def muy wàcc yoon tegaat ko ci yoon keneen ku ko doon xalaat doo ko def. dëgg la wala bu nekkoon sa xel tamit di nga ko moytu. oui kon foofu rek ñu ciy def appel rek les autorités compétentes. waaw ba nga xam ne nit ki bu wàccee yoon ndax yoon daf ni nul n'est au-dessus de la loi. Quelle que soit la personne bu wàccee yoon nañ ko tegaat ci yoon. bu fekkee nag population yi aussi. loolu ñoom ñoo ci gën a war a dugal seen loxo. muy dénonciation bi tamit. ndax bu fekkee yow xam nga yaa ki wàcc yoon yéen a jàkkaarloo yéen a bokk kër wala yéen a bokk lii nga xam ni xel kii la. te waxoo ko autorité bi ci nga xam ni moo ci war a def liggéeyam xamu ko tamit. kooku kenn du ko mën a punir ba di ko jël en exemple. mais Talla dañuy wax souvent ay propagande maanaam ay propos de campagne de trucs comme ça yooyu c'est pas est-ce que yow mi nga xam ni ñu ngi si wàllu loi ak tamit li nga xam ne moo di tamit maanaam nekkoon nga takk der loolu yoon la. lu ñu confirmer la parce que léeg-léeg ñu ne non lépp valable xaxarante yeeg saaganteeg yëpp bu ci sax lépp loo xam ne def nga ko rek dara du la topp. waaw balaa may ñëw ci sa question boobu sax. waaw may njëkk compléter rek tuuti ci li mes deux prédécesseurs la wax. la wax nañu l'essentiel l'éducation ak vraiment l'impunité. nga xam ne dañ koo war a xeex. boo boolee ñaar yooyu da ngay daal di revenir ci question ñoom ñaar ñëpp li ñu wax dañoo dellusi ci mbirum violence. di ko ñaawlu dañ ko war a ñaawlu waaye nag bu ñu yaakaar ne nag am na benn dëkk wala benn réew. boo xam ni violence amul. dëgg la bu du woon loolu institution yi ñu tudd yëpp du am. texte yi koy waajal yëpp du am. taxawaay yi ñuy taxaw nii itam. pour jàkkaarloog moom. du am. kon yenn yi responsabilité yi rek la ñu war a situer. bu amee que kenn ku ci nekk mën a taxaw sa taxawaay ni nga ko war a defee. ba li nga ci war a def. nga def ko. foofu nag mooy famille yi. waaw bu famille yi jàllee. école ba. l'éducation. bu loolu jàllee les autorités. dans leur ensemble. c'est-à-dire là où il faut. mais même dans les écoles il y a de la violence Sëñ Talla. parce que gis nañu élèves yi sax léegi dañuy rebeller contre le professeur ak yëpp. mooy éducation bi yow par exemple ñun suñuy jamono. waaw boo duggee ci école bi. beneen ordre mooy ñëw mais nag. ordre boo xam ne day continuer ba newoon ca kër ga lay doon rek. dëgg la kilifa gi day am. kilifteef gi da nga koy sentir mu ca tàmbali ba ca fin ba. mais justement c'est important. kilifteef. waaw mais loolu amatul. waaw du moins en tout cas wàññeeku na. non dafa raaf. waaw wàññeeku na bu baax. waaw léegi nag yow ci sa question bi nga wax noonu. la loi reste toujours la loi. même en période de campagne. amul suspension. de la loi. campagne électorale nag dafa am les termes yi nga xam ne nii. sur le terrain politique yi nga war a utiliser. di ko wax mais ñun danoo xaw a am tuuti benn problème tam ñun l'africain surtout sénégalais. waaw léeg-léeg sax li ñuy wax ni lii. waaw violence la wala saaga la te suñuy textes yi bañuñu ko. politique dafa am ay seeni termes yu ñuy wax. mais violence verbale bi déjà am na. voilà waaw foofu lay attirer un peu attention aussi ndax léeg-léeg sax benn affaire am boo xam ni nañu koy commenter. ak fa ñu koy teg mooy dem ba mu dogot nekk véritablement une violence bien que nag. la ngay wax ni am na. saagante attaquante loolu du wax. loo xam ni lu baax la. waaye amul benn période boo xam ni. loi day nekk en berne. waaw muy élection muy lu mën mais les victimes nan lañ leen war a jël en charge parce que gis nañ ni léeg-léeg sax oto yi day toj parce que bëri na récemment avant-hier man sax sama oto rek tamit tojaale nañ ko ci ak yeneen yi nga xam daanaka ñooñu seen yoon neew ci si seen sànnantey xeer mais ñooñu est-ce que mën nañu topp kenn wala contre x rek la ñuy def mais loolu est-ce que fu muy mujj. waaw état de droit. wax nga ko sànq citoyen bi sax bu amee jafe-jafe. digganteem ak moroomam. ba digganteem ak état sax. yoon da ko may ay fu mu war a jaar. pour que ñu delloo ko àqam ak yelleefam. waaw que lu am rek dañoo war a bind porter plainte. dem saisir ñi nga xam ne ni ñoo ko war a saytu. ñooñu itam nag def li ñu war a def bu dee loo xam ne nii action prompte la. sur le terrain dañ ko war a def.
dañ ko war a def. bu ñu fa jógee li nga xam ne nii aussi day topp procédure yi ba dem ci tribunaux yi aussi dañ ko war a def. très bien kon nag mbokk yi di leen fàttali ak yéen seen biir émission Loo ci xam si seen émission bi tey ñu ci waxtaanee li jëm ci wàllu violence processus électoral bi nan la ñu war a def rek boo wàññi ko naam sax bu nekkee li nga xam ne moo di campagne fukki fan ak juróomi jeex na kon nag la ca des mooy suba ca mbañ gàcce ga ku nekk nag tànn ko la neex te si jàmm ak yëpp te coow lu ci am waaye nag dégg nga ñi nga xam ne ñoo di waa WANEP ci waxtaan ni amal depuis fan yi yëpp daanaka ndorteelu campagne bi ba léegi ñoo ngi wër di waxtaan ak acteurs politiques yeeg ak ñi nga xam ne sax ñëpp ñu ci yëngu daal ci processus électoral bi pour lii nga xam ne moo di jàmm gi ñu gën ko naam sax bu waa ji nee na nag jàmm ji maanaam dañ ko jiwut ba koy suuxat waaye nag nañ ko nañ si def lañ si mën rek pour rek jàmm am ñu dégte leen publicité wala ñu jël benn auditeur ba ñaar daal di yëg asalaamaaleykum allo allo waaw ku baax na nga def allo ñoo ngi lay dégg de allo ñoo ngi lay dégg ku baax waaw Pape Moussa man la El Hadj Fallou Ba waaw El Hadj Fallou Ba ci la wooye depuis Kaolack bismillah mais man Moussa wax dëgg yàlla xëy na ni nga ko waxee sax man dama defee ne émission bii waroon na jiitu luy avant parce que ONEL it rôlam ci élection dafa important parce que man ONEL bi ma xamoon wax dëgg yàlla taxawaayam daana gën a fës par rapport ak ONEL bii ndax doo dem dégg sax ñu communiquer loolu nag dëgg-dëgg te nit ñaa ngi am ay jafe-jafe yoo xam ne moom ma seedeel la ne man am naa ñetti doom yoo xam ne nii ku ci ne mënoo jot sa carte te ay xale lañ ki ci mag 2001 la juddu ci ñaar ñi 2003 lañ juddu te kenn ku ci ne wax dëgg yàlla ci ni ko suñu charte réew waxe boo amee 18 ans majeur nga am nga sañ-sañu wote ñoom am nañ sañ-sañu wote déposé seen carte d'identité li gën a nekk sax man kooku dama ci reproché ak état bi pourquoi pas ab carte d'identité nga koy bind primo votant nga kii war ko mën a wote wax dëgg yàlla man dama jàpp ne carte d'identité moom boo koy defaral ko waa ji su bëggee wote mu dem bindu loolu wax dëgg yàlla waroon na dekk xeexu ONEL boo xam ne nii wax dëgg yàlla mais yooyu yëpp ay lënt léegi ndax ki nga xam ne nii am na carte d'identité ba pare te bu bindu jotee mën naa waaxu dem te commission ba bindu wax dëgg yàlla soxloolu ñuy wax naan dañ ko war a defalaat beneen carte d'identité wax de foofu nag wax dëgg yàlla jàpp naa ne xeet naa si seen taxawaay trop dëgg daal man ONEL bi ma xamoon wute na tuuti ak ONEL bi wax dëgg yàlla d'accord la gërëm di la sant jërëjëf mbokk moomu ci Kaolack ñu dégte leen publicité bi daal di ko ne waxtaan wi voilà ñu jël ki ci ligne bi asalaamaaleykum waaw kooku rëcc na kon dafa ñëw rëcc léegi ñu xaar ñeneen ci ligne bi rek ci 88 628 98 98 gannaaw ba ñu dégtale ñu recueillir quelques ñi nga xam ni ñoo di dañoo bëgg a bokk ci waxtaan wi daal di nag indi seen lañ ca xam ca la ñuy waxtaanee ci jàmm ji ca processus électoral bi kon dégg nga gannaaw nag ba ñu déglu exposé ñii ci waa ANEP si seen programme boobee di wàññi daal li nga xam ni moo di ci li jëm ci wàllu violence 88 628 98 98 dafa mel na amul ku nekk ci ligne bi suñu ñëwaatee ci li nga xam ni moo di waa ji wax na ndaxte nag ñoo ngi doon wax ci wàllu processus électoral bi dëgg la bokk na ci tamit ci carte yi ndaxte nag ba léegi coow la amoon na coow ci at wi wees est-ce que tamit foofu gën ngeen ci waxtaan ak ñi nga xam ni ñoo jekk ci loolu ndaxte dégg nga la moo mën a nekk menace pour yow ci est-ce que warul mën a bokk ci menace li jëm ci wàllu li nga xam ne moo jëm ci wàllu violence Sëñ Talla waaw xam nga jot nañ ko esquisser tuuti bi ñuy tàmbali waaw et au passage itam xëy na kii Alfred dina ko gën a leeral ki wax léegi dafa mel ni mi ngi jaawale mais ñu jël tuuti si ligne bi daal ñëw asalaamaaleykum waaleykum salaam waaw ñu dajale ñu ci ligne bi très rapidement allo Alaaji Moussa naam maa ngi jégalu keroog de xam nga rek damaa comprendre loolu émission bi pour man ay politiciens nga invité woon quoi moo tax ma duggoon noonu rek. ñoo ngi jégalu amul benn problème sëñ bi ñoo bokk ñoo far. waaw jaajëf waay man la Aliou Kër Ndiaye Lo. waaw Aliou bisimilah. xam nga rek si defee moom sama rajo la quoi. dëgg la Aliou non on est damaa dugg rek yéen si yéen quoi pour man ay politiciens rek nga invité. déedéet société civile bi la waaw. waaw après ma toogee nag comprendre naa ne ñoom duñ ay politiciens quoi. dëgg la waaw dëgg non amul benn solo. waaw jaajëf waay maa ngi leen di ziar. jërëjëf sëñ Aliou mais déglu nga waxtaan bi. kooku da doon yëglu rek amul problème
ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 su nekk am na keneen ka ca bokk ñu ci bëgg a bokk ñu daal di koy dalal waaw sëñ Talla yow yaa yor kàddu gi de ba léegi. ñu ngi jégalu comme dafa mel ni kon nañ koy xaar tuuti waaw. waaw Onel. waaw Onel ak Wanep. bu ñu jaawalee loolu Alfred dina dellu si xëy na leeral ko Wanep ak position. te Onel sax léegi def naa ni avec l'évolution maintenant Sénat moo fa nekk waaw am ñooñu la bëgg a wax. waaw ci wax naa ko sànq ni bi ñuy tàmbali wax nañu. li ñuy wax mooy li nekk ni tey mooy la sécurisation du processus électoral. waaw processus bi dafa am ay étapes yu yëpp weesu nañ ko moom bi mu wax ni. c'est vrai foofu menace la. période bi nga xam ne nii nit ñaa ngi inscrire. bëgg seen carte. waaw bëgg seen carte. képp ku remplir conditions yi matal. at yeeg lépp pour war a ñu inscrire la. bu la inscrireul menace la. ndax bu taxawee xëccu mën na indi. tension waaw surtout que gis nga ko ba léegi mu ngi dellu soit ci débat bi. alors que loolu. romb nañ ko. waaw mais étape bii nu toll. mooy moom itam dafa am ay menaces ay menaces mooy tey jii. ak suba. waaw mais li nga xam ne nii mooy mën a dindi menaces yooyu. mooy kenn ku ci nekk. te wax nañ ko ci début bi. nga sàmmoo ak li nga xam ne nii moom la yoon wax. waaw lépp lu yoon di tere. ñu bàyyi ko mooy amatul fi mu toll nii parti bi walla coalition bi. waratuñoo wone yenn. couleur yi waaw bu ñuy ñëw ci bureau de vote bi kenn waru faa taxaw nii di xëccu ci biir bureau de vote yi te loolu lu am solo la waaw ngànnaay waru fa dugg maanaam ci jour scrutin bi waaw biir bureau bi ngànnaay waru fa dugg te normalement sax kenn warul dox ak ngànnaay waxantuma la ak ba di ko yor yéen ngi fàttaliku toujours arrêté bi ministre bi di rappeler at mu nekk bu tolloo foofu waaw bu ñu ñëwee itam ci biir bureau de vote bi comme ni nga ko waxee sànq président bi moom mooy def polisu bureau bi takk der yi am nañu rôle bu ñuy def mooy ñoom dañuy toog nële tant que président bi amul jafe-jafe def leen li ñuy wax réquisition indi leen ñu ñëw ñoom duñu yëngu maanaam mu ne leen yittee woon naa leen ci lii waaw jox leen këyit firndeel ko waaw ñoom itam bu ñuy ñëw li leen code électoral wax ak seen texte yi leen di yëngal ak yoon ni mu wax noonu la ñuy ñëwee régler loolu mu jàll kon mbir mi fi mu nekk dëgg-dëgg mooy kenn ku nekk def li la war rek ci période bii te boo koy def nga def ko akuk dal waaw ndax yoon bu amee ku ne nga xam li fi nga war a jaar bu fa ku ne jaaree rek kenn du mbëkkante voilà solo xaaral ñu jël ci ligne bi très rapidement ndaxte gars yi ñu ngi ci dañ see xaw a fees tuuti ñu libéré leen ndaxte nag day xaw a métti tuuti ci asalaamaaleykum maaleykum salaam yaa Moussa naam ñu ngi ziar wér ñu ngi lay dellu ziar man de ku la sopp laa ku la daw laa jërëjëf yàlla man la Maguette Thiam ma ne Maguette Thiam Moussa naam xam nga dañuy wax violence waaw dama dégg sànq ñu wax ne ci yar bi la mais nous les parents nous avons tout fait pour éduquer nos enfants waaw mais xam nga Moussa yar bi moo xaw doy waar parce que léegi sa doom mënuloo ko xas mënuloo ko dóor noo ko yare Moussa man sama papa dama daan tooñ sama yaay boole ma ak moom mu jàpp ma dóor ma tëj ma du maañ du ma reer wallaay ça m'a permis d'avoir une bonne éducation je touche du bois mais jamono bi loolu amatul léegi. dëgg la de. léegi politiciens dañ ñëw téye d'une façon boo xam dañ ñoo xaj suñu put soo xoolee ñi def campagne yëpp kenn ku ci nekk ànd nga ak say xeexkat say violenteurs comme je les appelle. waaw donc xam nga yow ngay dem di def campagne nga tu cherches la paix. yóbbaale ñuy xeex je crois que yow xeex bee la gën a la paix. waaw il faut qu'on soit concret. non c'est vrai. donc il faudrait que ñun Sénégalais nous soyons conscients d'un fait. que ñu xam ne suñu Sénégal ñoo ko bokk ñoo ko moom. su naqaree ñun la bu neexee ñun la ko nañ ko def ci jàmm. dëgg la. deuxièmement aussi je voudrais faire aussi une proposition. concrète à ce que je pense. bu fekkee xale bi dafay wut carte d'identité. mu am 17 ans. ñu xam ne élection yi dana am dans 5 ans donc au moment des élections dina am l'âge mûr pour voter. mais pourquoi mënuñu ko defal carte d'identité pour mun a voter. mais dafay xaar par exemple léegi ba am boobu âge bi après mu toogaat pour mu ñu defaat carte d'identité. ces doublons là. on peut les éviter parce que vraiment bu ñu calculer rek xale bi dans 1 an am na élection. dans 1 an moom actuellement nii dana am moom mën a voter. mais pourquoi mënuñu ko bu benn yoon une fois bu defar ko mu carte d'identité mu valable. dëgg la.
ñaareel ba Moussa pour xam naa ne ñëppay soxla ligne bi. ñu ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf en tout cas di wax nañ ko def ci élection ci jàmm. amiin amiin parce que ñun jàmm la ñu xam. amiin waaw ak salaam. dëgg la ak Sénégalais saa yu xëy danaan la wax salaamaaleykum. donc jàmm lay jàmm kon nag jàmm jo yàlla suñu ko def ci réew mi. jërëjëf ngeen baal ma ak. jërëjëf sëñ Maguette Thiam ci intervention bi am na solo trop waaye tamit am na lu ma interpellé xam naa du ñàkk ñu jël ñaar ba ñett rek très rapidement ci 88 628 98 98 dañoo bëgg nag di dajale intervention yi comme ça ñu mën a may ñii tamit ñu mën a développer bu baax ci lañ leen di laaj wala tamit ci la ñuy waxtaanee ndaxte am na ci solo waaye dafa mel ni kenn génnute li mu wax ci soxna Batoor dégg nga ko ndaxte nag nee na ci campagne bi déjà utilisation de gros bras yooyu est-ce que yéen ci seen i recommandation monsieur Alfred di ngeen ci boole bokkul ci li ngeen ci war a boole comme quoi que ni dispositif sécuritaire yi nuñ ko war a organiser parce que déjà nit ñee ngi interpellé naan ci maanaam daanaka lu bëri ci gros bras yi lay jógee ak ñeneen ñi nga xam ni ay nervis yu ñuy recruter. si c'est vrai que depuis déjà daawa ñu ngi wax bu baax ci affaire nervis yi. am na image yu bëri yu circulé. waaw jamono ji moom. ñun defoon nañu benn projet ci at yii la ñu génn. projet bu tudd démarche de police de proximité. waaw demoon nañu di waxtaan ak. gis naa leen Pikine. demoon nañu Pikine di fa waxtaan ak ay kii. j'étais présent. ok merci. di fa waxtaan ak les vigiles. te jour boobu dana woo benn agent benn policier. foog naa commissaire la woon. mu doon sensibiliser. vigiles yi. maanaam li ñuy wax service de sécurité privé yi. c'est vrai que da nga jël nit nga nekk pour mu assurer sa sécurité. waaw mais am na lu mu war a def am na lu mu warut a def. kon kenn maanaam ku war a yor sécurité dañ ko war a tàggat. dañ ko war a tàggat. bul dem jël ku am doole. mais d'habitude c'est ce qui se passe. malheureusement gars yi dañuy jël rek ci léegi dañuy gis ne tuuti musculature am na bu baax rek ñu ne ay ca. malheureusement. malheureusement te soo jëlee sa agent de sécurité privé. waaw am na lu ko yoon may. am na fu mu yem fu mu war a yem. mais malheureusement comme ni nga ko waxee. da nga gis ko am doole rek nga ne ko voilà. il massacre des fois même les journalistes. ñun il nous arrive des fois ñu dal suñu kaw. coow lay xam. malheureusement waaw. malheureusement moo tax ñun ñu ngi siy def sensibilisation bu bëri def nañ ko si projet boobu. ñu ngi koy def si projet EMAM bi nii. waaye tamit il faut que yaakaar naa ne que nguur gi état bi il faut que mu réorganiser. secteur boobu. xool naka la ñuy attribuer les licences là. oui absolument parce que. doo dem jël ay ñu bëre doole rek nga ne assurer leen sama sécurité. mun nga di suñ la jaawatlee ñu dóor la gaañ la yaay perte. y a un grand désordre dans le secteur de la sécurité privée. mais sëñ Talla waaw allez-y. voilà waaw foofu koy wax ngeen l'essentiel foofu. mais waaw doo yow tamit nekkoon nga ci xam nga parce que gars yi léeg-léeg moom ñu wan la ni ñoom protocole xamuñu si dara. waaw ñoom nag lem nit rek teg fële la ñu xam nga te loolu mën na si tension la. sécurité dañuy fàtte ni. c'est une science. waaw du rek. bousculer jaay doole. waaw déedéet même kii évoluer noonu. gros bras nangam. schéma bi ñu war a teg. ñu war cee dox. bàyyi droit wu kii bàyyi droit wu kii mais consacré aussi ci l'essentiel mooy que sécuriser ñëpp. kooku dañ koy jàng. waaw du lu ñuy jaay ci doole. dëgg la loo xam ne nii dañ koy teg bu ñuy jóg di départ. ku ci nekk li nga war a def comme ni oto yi jaare ci tali bi. waaw. kenn ku ne xam ni fi waroo faa jaar noonu la sécurité war a demee. ndax war na sóoraale du rek autorité bi mu àndal. mais day sóoraale aussi ni autorité bi mi ngi ci dans la sphère publique. mi ngi ci maanaam ci biir fi nga xam ne ñëpp ko bokk. militant bi ak kii dox rek. ak kii yore otoom di dem. dafa am lu mu jànk lu mu séq ak moom loo xam ne moom moo xam ne ay agent sécurité bi da ko war a sóoraale ci biir li muy def. waaw ainsi de suite donc foofu. vraiment Alfred wax na ko dañoo war a dellu ci l'orthodoxie c'est-à-dire képp kuy yëngu ci sécurité. ñu former la. mais
est-ce que demee waruñoo dem au-delà sax di changer ki nga xam ni moom bëgg naa nekk maire déjà c'est quelqu'un de légitime taxaw ne war naa mën a nekk maire mën nañ ko jàpp comme une autorité déjà même bu nekkee eggagu fa mais état mettre à sa disposition également la police même bu nekkee li si kii na ñuy xool nuy forme bi ñuy sécuriser les candidats. waaw loolu c'est une décision souveraine des autorités qui incombe vraiment ñi nga xam ne ni sécurité bi yépp waaw moo leen ñoom ñoo ko saytu. waaw loolu lu mën a nekk la tey lu war a am la aussi. waaw donc bu loolu jàllee ñu ñëw ci man damay résumer lépp ci la formation civique. la formation civique. bu ñu delloo ba ñu am de véritables citoyens. waaw dootuñu xalaat sax kii vigile la. wala kii nenga la ndax kenn ku ci nekk fa nga nekk di nga xam ni rek. man mii dafa am lu ma war. ak loo xam ne nii dama am droit ci loolu. bu ko defee kenn dootul am. mais si rapport yi ngeen di jot est-ce que jàpp ngeen ni violence yi am yu bëri foofu la su jógee wala. waaw en tout cas pour les élections les rapports sont en train d'être analysés et tout mais li ci ëpp aussi léeg-léeg mu am ci. waaw en attendant que présidente àggale. waaw jàpp nañ ni problème gros bras yi. waaw ci liy indi violence la bokk mais am na tamit beneen phénomène boo xam ne day échapper nit ñi ci lu bari. muy ban muy daf ci am ay defkatu ñaawteef yoo xam ne fu ñu gisee mbombax am rek dañ ciy topp. dëgg la. da ngay gis ñoo xam ni xamuñu sax ban. candidat mooy jàll ñii xamuñu ci kenn ñoom nañ dugg profiter de l'occasion commettre seen forfait daal di dawaat génn dem seen yoon te bu ko defee nag dañ naan waa diw la rek moo tax souvent violence yi duñ neex a situer dëgg la moo tax loolu ñu war ci bàyyi xel bu baax proposition boobu nga def Moussa aussi c'est une bonne proposition xëy na autorité administrative yi dinañ ci bàyyi xel ñu ñëwaat rek ci leaders yi les candidats politiques man dama defee ni tey ñoom seen ay discours de campagne dañ ci waroon intérioriser les discours de l'appel à l'apaisement ñaax sa ay partisans ba nga xam ni du ñu yëngu ci xeex te ku ñëw di yëngu ci seen wet ci xeex ñoom ñu bañ a riposter ndax kuy dóor buñ fayiwul di nga mujj dem sa yoon dëgg la waaw dëgg la kon nag di fàttali mbokk yi rek waa ñu ngi ci ligne bi ba léegi ci 88 628 98 98 li ñu desee yi bëriwul waaye bëggoon nañu ñëw ci li nga xam ni mooy suba ndax ti nag gis nañ ni suba tamit dina laaj liggéey bu bari ci li nga xam ni moo jëm ñu jël ñi ci ligne bi très rapidement salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw El Hadj Moussa ligne bi baaxul waaye mën na maa continuer. waaw na nga def ñoo ngi sant alhamdulilah. waaw Mamadou Diop la ay BD. bisimilah Diop. ñu ngi rafetlu émission bi. di leen xamal ne itam bon affaire violence beeg li xew ci dëkk bi ab sociétal bu ko ay nit bokkee. bu ko ñëpp bokkee kenn ku nekk da ngay defar ci côté bi nga féete. population bi ñoo war di participer. état bi day jël ay sanctions mais population bi boo gisee ñun ñu gën a bare ngi nii xam nga man maa ngi wax ak benn européen mais li mu wax ne leen am nañu noo leen ëpp police ëpp leen gendarmerie. mais nag teewut que ñun ñi nga xam ne nooy moom suñu dëkk noo yor suñu peuple ba 90% yëpp dañuy jéem a dëppoo ak yoon. di dénoncer lépp lu fa am loo xam ne li war a nekk dañ koy dénoncer. mais population. loi day am loi yépp a ngi fi formation yi ñuy wax itam def nañ ko fi mais population bi ci boppam ñoom ñoo ci war di jàpp kasaa suwaa ca làmb jëla kasaa suwaa ca football la mais man ndax man sénégalais yi buñ nee dañoo yeewu man daf may jaaxal ndax dañoo yeewu te yow mënoo fexe ba créer loo xam ne da lay musal ci lépp luy indi ay problème ci sa dëkk kenn ku ñi ciy wax akal kon seen làmmañ la ñuy wax te duñu wax lu jub tey duñ ko wax ëllëg dañuy influencer nit ñi di leen dugal ci ay njaaxum loolu yëpp itam ci infine kii bi la donc il faut ñun ñu xamal suñu boobu ne dëkk bi ñun ñoo ko moom kenn ku ne na ci participer li mu man bu ko defee léegi sécurité bi pour nga sécuriser ko day yomb mais amul kenn ku mën a wax ba sécuriser nit ñi ndax nit ñi fiñ ko dañ du jéem a sécuriser seen bopp merci El Hadj Moussa bu fekkee yaa ngi may dégg jërëjëf ak jërëjëf sëñ Diop ñu jël benn ñaar rek daal di jox ñi ci ñu waxtaane ci li nga xam ne moo jëm si suba ndaxte tamit am na solo trop suba nga ne yaa ngi ci dispositif bi yaa ngi doon wax ni gars yi nañu moytu ci doxantoog ay ngànnaay ak yu mel noonu waaye tamit bokk na ci est-ce que ci li nga xam ne mooy observateur yi ngeen jël la moo nar a nekk seen rôle bon observation WANEP lu koy singulariser mooy nekk ñun suñu observateur yónnee ñu leen ci terrain bi pour xool kan moo gagné. waaw seen première mission. mooy faire le monitoring de la violence. waaw
suñ dañuy xool même jour élection bi s'il y a des incidents suñu mënee intervenir dañuy intervenir. C'est vrai que dinañu xool déroulement bi dans les bureaux de vote. Mais surtout seen mission première mooy monitoring suivre violence bi. pour ñu prévenir ko wala ñu atténuer ko. waaw. léegi tamit dinañu xool yeneen aspects yi qui est les autres aspects yi nga xam ne dafa bokk ci processus de vote bi. waaw comme ni mu ko waxee sànq rek nous en aurons 160 déjà ñoom tey seen liggéey tey lay commencé. instant bi nii ku dem dans chaque capitale régionale groupe de réponse bi mu ngi siégé. waaw fii Dakar ñu ngi hôtel Fleur de Lys Plateau. ñu ngi siégé déjà pour être en contact avec sunu observateurs yi pour xool lan moo xew. quelle est la situation quartier général bi fii la quoi. quartier général bi fii la hôtel Fleur de Lys Plateau. D'accord. oui. soxna Batoor ndaxte foofu am na solo ci Talla mu ngi doon wax ci wàllu dispositif bi yi ñu war a teg en place pour que justement ñu annihiler menaces yëpp est-ce que ci ak lan ngeen jàpp ni war nañu ko mën a def. waaw comme ni ko Alfred waxee rek. observateurs yi ñoom ñi ngi ci terrain bi ñi ngi liggéey. ñi ngi remonter aussi les informations ndax boo xoolee tey ak suba ak ginnaaw suba yëpp. suñu liggéey ñun groupe de réponse bi day gën a metti. ndax day sukkandiku ci liggéey bi nga xam ne moom la observateurs yi liggéey. ndax lu ñu saytu ñun lañ koy jox ñu analyser ko comme ni ma ko waxee woon ci njalbeen gi. luñ ci mën ñu def ko ci comme ni ko Alfred waxee léegi WANEP am na accréditation. loo xam ne nag yaakaar na ni dooleem yeggu fa ñu remonter ko pour ci autorités yi nga xam ne ñooñu ci ëpp kàddu. ñoom ñu wax ci. léegi nag li ñuy def rek mooy xanaa di wax population bi rek ni dem élection. dem voter ji. jarul wone sa couleur. donte buñ ko terewul woon sax. du ko jar. waaw dem jëlal sa carte nga jógee sa kër tranquillement nga dem voter tranquillement dellu. loolu bu ci ñëpp doxee rek dinañu voter correctement carte yi sanctionné. ñu delluwaat ci sunu liggéey. ndax ni ko Talla waxee rek voter moom c'est un moment de la vie d'une nation. day jeex donc jarul ñu ciy ñaawoo. d'accord ci wàllu tamit distribution carte est-ce que foofu tamit yéen a ngi ñaaxaat des autorités préfectorales pour que ñu baral distribution parce que gis nañu gox yu bari tamit daanaka daal foofu tamit soo xen na fa. xanaa loolu ma bàyyi kook Alfred. oui. waaw groupe de réponse tamit ñu ngi si liggéey dans les régions. ñu ngi ñaax population bi ñu dem jëli seen carte. ñu ngi waxtaan tamit avec les autorités pour faciliter. population bi ñu dem retirer seen carte démb rek am na ñaar ñu ma si woo di ma laaj fan la ñuy mën a retirer seen carte. waaw mooy jeexu leen orientation yi ma jotoon a am. kon nag ñu ngi si liggéey. Talla ci processus bu léegi rek suba ndaxte nag suba tamit liggéey bi daanaka dina tar trop. gis nañ ni yaa ngi arrêté ni surtout nag ñii nga xam ne dañuy doxantoo ki gànnaay ak yu mel noonu mais au-delà de ça tamit am na yeneen yoo xam ni daanaka mën na constituer des menaces comme lan. waaw xam nga sax ci ki intervenir sànq dafa am lu mu laal. te loolu WANEP da cee liggéey lu bari mooy muy nekk point bu am solo ci police de proximité. C'est-à-dire participation population bi. dans l'œuvre de sécurité. waaw te fi ñu toll période li ëpp solo mooy la prévention. prévention mooy. xoddeeku bala ngay lakkle kenn warul xaar luy mën na loolu trop. waaw Alfred mën na loolu trop. voilà da ko wax fu nekk waaw da ko mokkal waxtaan nañ ci ba tey waaw donc foofu day loolu moo am solo ci période bi ñu nekk te foofu population bi da cee am solo. ci naka noonu la moo war a doon seen partition ñoom si informer l'information. waaw doo bàyyi ba dóorante yet am. wala ci bureau de vote bi xam nga ni ñaari force en présence ñu ngi taxaw kenn ku nekk ngay waajal. waaw ngeen di seetaan ba ñu dalante. te en matière électorale l'information jàngaluma leen ko yéen journaliste. yéen a ma ko gën a xam. benn affaire bu am fii mën na wër léegi. réew mi daal di embrasé. mais bul xaar ba ñu jàkkaarloo. effet d'amplification. waaw te si chaque bureau ak sa secteur bi nga nekk xam nga menaces ya fa nekk. ak ñaari ñii ñoo war a jàkkaarloog yooyu. mais lu fa xew teel a la wax ak ñi nga war a waxal ci foofu la. observateurs yi ak les WANEP dans les groupes régionaux. di taxawaay bu am solo. lépp loo xam ni ñëw na. dañ koy gaaw a remonter. mais foofu est-ce que dañu fa liggéey ak SEDA yi ndaxte tamit SEDA yi ñoo yor tout ce qui est organisation donc dans les communes ak dans les départements. mais foofu tamit liggéey SEDA dañ ko fay yitteewu bu baax.
autorité administrative yëpp ak sécurité la ñuy liggéeyal wax nañ la ko ci biir ci groupe yooyu la ñu liggéeyandoo ak ñoom te liggéey bi day continuer ba ci biir élection yeeg jour beeg yëpp information yi day circuler ci loolu pour que ñu mën a xoddeeku c'est-à-dire mën a aar loo xam ne nii mu ngay ñëw te bañ a xaar ba ci mais est-ce que également ndax dañuy gis léeg-léeg tamit ñi nga xam ni ñooy dañ leen accrédité dañuy saytu ndax bulletin yeeg ak tout ce qui est matériel de vote moo ngi sur place foofu est-ce que seen accréditation egg na ba foofu suñu accréditation egg na foofu suñu observateurs yi waaw dañu yor 6 fiches yu ñu war a remplir 6 benn bi tey lay commencé tey la première fiche bi ñuy remplir tey lay commencé à 16h déjà war nañu joxe premier rapport parce que dañuy dem ci terrain bi wër dans les centres de vote pour voir quelle est l'ambiance donc seen premier rapport c'est attendu à 16h la fiche bu ñuy wax fiche B ouverture bureau de vote bi est-ce que bureau de vote bi ubbeeku na à 8h est-ce que matériel bi c'était en place est-ce que ñiy composé bureau de vote bi ñu ngi fa et cetera mu am fiche C boobu c'est pour le déroulement soo demee ci benn bureau quelconque nga xool comment ça se passe nga remplir mu am fiche D bi boobu c'est pour la clôture parce que dañu ne théoriquement à 18h nga dem bureau de vote nga xool lan moo fa xew est-ce que am na prolongation heure bi est-ce que buñ koy fermer ñëpp nga woon foofu est-ce que amoon na fil et cetera mu am la fiche E fiche E boobu moom c'est à remplir bañ naa ko ba chaque observateur sax on lui donne environ 5 fiches E parce que fiche boobu c'est pour rapporter tout ce qui est incident bureau boo dugg centre boo dugg nga gis fa incident nga rapporter ko d'habitude yan incident ngeen ak seen expérience ngeen bëri nemmeeku foofu non ça dépend mën na nekk peut-être nit ku ñëw di bëgg a forcer rang bi du topp rang bi muy def attroupement muy def coow ñu rapporter mun na tamit nit ku ñëw avec un groupe yu am ay effigie parti ou bien coalition tout ça dañ koy rapporter waaw et mu am tamit la fiche F fiche F boobu c'est à remplir le lendemain est-ce que dans telle commune am na foofu coow gaa ngi manifester pour saccager affaire parce que kontaan ñu ci première tendance yi affaire yooyu dañ koy remplir donc tu vois donc sunu accréditation dafa dem ba foofu très bien waaw te en plus nga baal ma non seulement dañuy am fiche bi mais tamit fiche yi dañ ko dugal ci benn application benn application comme ça moniteur observateur bi tablette bi mooy gën a gaaw pour mu remplir incident yi bu dee am na connexion mu remplir ko si saa si dafay egsi si plateforme bi ñun ñu gis ko très bien foofu gën a fi wax dara menaces yi yu gën a grave suba mu ngi tàmbale ci ouverture des bureaux retard bi ak ndax bulletins yi ñu ngi sur place waaw foofu dina dem ñaare ba ay booru 10h 11h. waaw doog a stabiliser wu. bu loolu stabiliser wu rek foofu déjà mën nañu bàyyi ni déroulement mooy am. ba ca fermeture ba. fermeture ba itam fii war naa tëj fi warul tëj. nañ ko tëjee normalul am nañu foofu itam war nañ ko bàyyi xel. waaw te bu ñu tëjee ba pare ak bi ñuy dépouiller. bu ñuy dépouiller. foofu itam la tension est au paroxysme waaw ak fi ñuy génnee di taf affiché waaw kon foofu nag liggéeyu observateur WANEP parce que déjà miin nañu habitué nañu ak nit ñi xam nañu nit ñi leen la ñuy doxale la remontée des informations foofu la am solo te autorités yi war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax léeg-léeg tamit ñu gis ni xëy na candidat bi amul suffisamment de bulletins mais justement ci table bi loolu aussi luy indi
coow la ci centre de vote yi ndax bala may dugg groupe de réponse nekkoon naa observateur. ah d'accord waaw très bien waaw kon nag xam naa nag dañuy defaat beneen tour de table rek ndaxte li ñu desee bëreetul fukki simili daanaka waa nag ñoom ñu doon yëglu depuis sànq ba léegi bëggoon nañ leen ñu may rek ñu intervenir très rapidement ci 88 628 98 98 wala 33 825 18 30 très rapidement bu nekkee am na lu ñuy bëgg a laaj wala bëgg a contribuer ci li jëm ci li ñuy waxtaanee ni ñu àddu ci très rapidement ñu jël ñaar ba ñett rek asalaamaaleykum. waaw asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw Moussa Thiam. naam. Amady Diallo Wakam. Amady Diallo bisimilah. maa ngi lay ziar bu wér rafetlu sa liggéey. jërëjëf ñoo ngi lay delloo si. ak sa technicien bi nga àndal ak sa invitation ñi nga invité foofu. jërëjëf. seen xam-xam am na solo. ndaxte li ñuy wax moom ñu ngi siy jëlee njàngat quoi. jërëjëf. waaye daal xam nga violence moom électorale bu fekkee topp nañ li constitution wax rek. yaakaar naa violence du am. ndax constitution bi nga xamante ni moo teg électoral bu ñu ko defee ci constitution bi def na ay sart yu ñuy war a jaar. pour tëgg ko mu jaar yoon. ba nga xam ne kenn du am lu mu ci constitution. bu fekkee nag loolu dañ koo jalgati ñu ko tëgg dañ koo jalgati. loolu mooy indi vraiment ci xët-xët. waaw mais bu ñu ko respecté pour man. du am benn problème. absolument ndax première passe bi léegi weesu na. muy investiture yeeg ay campagne yeeg. loolu yëpp léegi mu ngi suñu ginnaaw. li nekk suñu kanam mooy xëy dem wote ji. muy ëllëg. loolu it am na lu ci constitution bi wax. waaw ñu joxe li nga xamante ni mooy fichier électoral bi. waaw ñi nga xam ne dañuy toogal ku jegi. sa bureau de vote yi. waaw séddale leen ko ak ñiy toogal nguur gi képp koo xamante ni bépp coalition boo xam ne am nga liste ñu jox la fichier bi nga toogee ak moom di xool te fichier aussi mu yem bu ñu ci kii itam bu ñu compter xob yi ba pare. PV yi nga xam ne ñoom moo fay jógee. waaw kenn ku ci nekk am na ku la fa toogal. signé PV yi. PV yooyu ñuy signé na fekk moom nañuy wax ci rajo. waaw mais bu fekkee yow sa coalition jot na PV yoo xamante ni PV yooyu mu jot yu jógee sa urne yi ak yéen wax ci rajo bi wute na loolu mooy indi xët-xët. ci li nga xamante ni moom moo nekk. absolument vraiment élection. coow loo gis élection rek PV yi jógee sa urne ba. waaw ñu siège signé ko yónnee ko seen i parti. seen i quartier général ñu enregistré ko ba pare. def conférence de presse ne ñoom am nañ lii. nguur gi génnewaat leneen. waaw ci guddi gi. loolu mooy indi ay jafe-jafe. te loolu nañ ci veiller pour que vraiment. du am benn jafe-jafe. parce que itam nit ñi danañ siéger danañ superviser. danañ alors itam li nga xamante ni lépp lu génn ci urne yi. da nga koy yónnee sa quartier général. ñooñu danañ ko enregistré. wax ko ci presse bi wala ñu wax ko sa ci groupe WhatsApp yi. léegi nag bu fekkente ne alors nguur gi dafa ñëw publier leneen ci guddi gi. ne moom moo am lii moom moo am lee. loolu moom mooy indi pëccoxoo. kon ñi nga xamante ni ñoom ñooy organiser élection yi. muy alors nguur gi fi nekk na alors veiller ci loolu bu baax a baax. bu ci veiller amul benn problème ndax ki nga xamante ni dafay yónnee ndaw mu seeseel ko. bu ko joxee ay PV yooyu ñu wax ko ci rajo bi. mu méngoo ak PV yañ ko joxoon. kooku du am benn jafe-jafe bu muy indi sur le terrain. mais nag man ma jot samay PV ba pare. alors ñu wax yeneen PV yu wute ak yi ma jotoon. loolu mooy indi ay jafe-jafe. te buñ ko toppee rek jafe-jafe yooyu dana indi musiba ci réew mi. asalaamaaleykum. mooy ba am solo la laaj noonu kon xaaral ñu xaar kenn su nekk am na kenn très rapidement rek wala ñaar ñu daal di leen yëkkati jotaay bi wala ñu toll lu am solo la ndaxte foofu tamit yaa ngi ko doon wax sànq Talla li jëm ci wàllu PV yi xaaral ñu jël kenn ba ñaar rek asalaamaaleykum allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. allo. oui allo. waaw kooku kon jotuñu ko kon nag kii lu mu wax lu am solo la ci PV yi ndaxte tamit PV yi ñuy affiché waaw léeg-léeg nag mu waroog yi nga xam ne daanaka loolu tamit nekk na menace
Ouais, menace bu mag la. menace bu mag la mais tout ça mën na nekk source de. waaw du ne mën na si tukkee. waaw loolu yëpp léeg-léeg bu mu nekk. publication yi perception ci nit ñi aussi. ndax xam nga perception dafa xaw a doy waar. waaw dëgg la. waaw mais li mu wax am na solo trop. waaw ñu bàyyi ci xel. waaw ñu bàyyi ci xel d'où l'importance de l'authenticité. authenticité wu kii bay génn résultat ba. waaw ndax nga ñëw jël loo xam ne nii bokkul ak la génn nga joxe ko itam baaxul. waaw loolu mën na indi jëye bu rëy. mais justement parce que la presse day joxe tendance yi. tendance yi di joxe gum victoire yi. mais nag après juste au niveau du tribunal fa la ñuy jëlee nag li nga xam ni moo di. waaw kay foofu laay waxee sax. parce que muy presse bi muy état major. parti yi waaw ñoom seen dañuy xool li ñuy yore ndax lu authentique la. waaw bu ko defee. dina tax ëllëg bu commission de recensement des votes. départemental bi buy siégé bay génne. waaw PV yooyu bu ñu dëppoo rek. problème waru dëgg la. ñu jeexal ak benn tour de table très rapidement léegi fu mu ne nii wax nga li ngeen fas yéene suba la ngay sa dernier message appel donc à la paix ak ñi nga xam ne ñoo yor ngànk mbir mi ñan ak ñan la. Alfred. daanaka ñëpp ngi si biir de. population am na si wàll. ñiy organiser am nañ si wàll. Canada yi am nañ si wàll. lu mu leen di lancer comme message mooy nekk bu ñu fàtte nekk. élection bi c'est pas une fin en soi. Ouais. Il y a une vie après chaque élection. kon nag na ñëpp dem voter après dem ñibbi tranquillement sans violence. dara jaru fi sànni xeer dara jaru fi ay saagante comme ni ñu koy defee affaire yooyu. en tout cas daal lu mu leen di ñaax daal ñu dem voter en paix ku nekk dem toog jàpp njàmburam. ñu xaar élection yi. ne kuy perte ku ñu gagné. puisque raw gàddu la ku ñu gagné. na ñaanal moromam. dëgg la parce que ñun ñëpp lu ñu lenn rek mooy suñu préoccupation. suñu réew jëm kanam. suñu réew wëy di am jàmm. waaw kon nag jaru fi ay saagante wala di xaañante xeer. d'accord am na solo trop. merci. soxna Batoor soxna Batoor. jërëjëf sëñ Moussa. waaw di rafetlu émission bi rek. di ci rafetlu waaye aussi liggéeyu WANEP ndax kuy woote jàmm moom dañ la war a jox nopp surtout en période d'élection. ma ci profiter nag di remercier sama membre waa groupe yépp. waaw les personnes ressources muy sëñ Talla Tapenda. la secrétaire Ndeye Fatou Diouf la vice-présidente Ramatoulaye Diop. ak le lieutenant Diédhiou. jàpp nañ ci liggéey bi bu baax ku ci ne am nga leneen loo war a def ndax ñu ngi ci yeneen bureau yeneen mais ñaata groupe de réponse moo am ci Sénégal. 14 groupes de réponse 14 waaw voilà 14. chaque chef-lieu de réponse de région a un groupe de réponse waaw jàpp nañ ci liggéey bi bu baax a baax ku ci ne heure bu ñu la woowee nga bàyyi li ngay def ku ne xam na ni alerte précoce ay action urgente la àndal. ah d'accord kuñ ci sollicité rek bàyyi nga li ngay def. ñëw jàpp ci liggéey bi. ba nga xam ni am nañ ci ay résultats yoo xam ne xëy na buñ paree bu après élection yi le rapport de WANEP dina ko génne. ñuy nag def rek appel à la paix. wax rek population yi ñu dem voter ñëwaat ku ci ne rek bu ci bayee sawaat dinañ voter ci jàmm. dellu ci jàmm ba nga xam ne ki gagné dina tale liggéey. appel bi may defaat nag aussi mooy invité rek toute la population ñu jaar hôtel Fleur de Lys Plateau. waaw fa le groupe de réponse nationale bi ak bu Dakar di siéger. waaw ñu ñëw mën a saytu suñu liggéey. dinañ gën a xam li ñuy def. ah d'accord fu mu ne nii am ngeen ku ñëw mën a jokkoo ak yéen wala sax ku am loo xam ni bëgg na information bu mu bëgg a partager ak yéen tamit na la war a def. salle de veille bi c'est ouvert au public ah. waaw salle de veille comme soxna Batta nu mu ko waxee ñu ngi invité population bi yépp. ñu ñëw xool naka nañu organiser. ku ñu bëgg a jot tamit n'importe quel organe. parce que am nañu sax cellule de communication. tey su ngoon war na am conférence de presse vers 16h. ak suba tamit. d'accord ku ñu soxla daal sunu numéro c'est accessible. d'accord mais ñoo ngi wax ci observateurs yi nga xam ni ñoo ngi ak les 60 points focaux yi mais ñoom seen liggéey daanaka bu nekkee nit am na information bu mu bëgg a partager ak yéen ci benn bureau de vote bu sori wala benn centre nan lay def pour nag informer leen pour que ngeen ñëw constater de visu li fay xew. bon c'est
c'est dommage que fu mu nekk nii yoruñu numéro yi mun ñu ko joxe nii en public. D'accord. Mais normalement chaque groupe régional am na cellule de communication. ñoom seen activité yëpp déjà ñu ngi doon woo journalistes yi. pour ñu ñëw couvrir seen activité yi. D'accord. Donc c'est vraiment ouvert. ñun fii Dakar je ne sais pas est-ce que mun naa joxe numéro. allez-y. ok fii Dakar mun nañu woote 77 551 14 20. 551 14 20. 14 20. voilà kon nag ku ci am la rek waaw mën nga ci. mën nañu jël tamit numéro numéro soxla Bator. voilà. mooy. 77. waaw 541. waaw 84 37. 84 37 waaw ñaari numéro yooyu daal ku nekk am na si alerte yeeg ak yëpp yoo xam ne bëgg ngeen tamit nit ñi contribuer ci liggéey bi. waaw sëñ Talla. waaw wàllu sécurité bi am na solo de. waaw boobu man li sama appel ginnaaw bu ma sante ñëpp. waaw sant la yow mi ndax ni nga diriger émission bi am na solo. participer nga yow ci boppam ci li nga xam ne nii moom la WANEP di taxawal. ak ñi nga xam ne nii ñoom la soxal ba ñuy intervenir di wax ci biir. ñu leen di gërëm. bu ma noppee ci loolu damay ñaax population bi. Attirer l'attention de tout le Sénégal. que ni ñun dafa am lu rëy lu ñu am mooy la stabilité de nos institutions. te par expérience laa lay wax ni. dans tous les pays yi nga xam ne nii. Actuellement, ils sont en crise. Particulièrement dans la sous-région, c'est venu d'élections. Donc les élections déstabilisent, surtout des élections mal gérées, où les contestations sont à un niveau très élevé. Absolument. Te ñun am nañu moyen wu mën na koo moytu. mooy lan nu tënku ci sunuy charte. ak sunuy valeur. bu ko defee ku nekk def li nga war a def. nuy bàyyi loolu xel. ndax kat wolof Njaay dañuy balaa ngay mën a am dal ak def lenn day fekk nga am jàmm. waaw boo amul jàmm boo xam ne nii bu dëgër la. doo mën a def leneen. waaw may wax loolu rek pour ñaax sunu mbokk yépp que ñu xam ne ñun dañoo war a contribuer à la consolidation de nos acquis démocratiques. sur tous les plans pour que lii xew ci fu nekk bañ a xew fii. yaakaar naa ne moyens yooyu ñoo ko yor. jërë ngeen jëf mbokk yi kon nag xam naa li ñu daanaka wala dafa am lu ci bëggoon yokk Alfred. moom baax na. waaw jërëjëf kon nag di fàttali rek ni kon mbokk yi ñii ñoo doon suñu gan tey ci nga xam nag moo di li ñu leen waxtaanee ci nag li jëm ci wàllu daal lu ñu waroon def ci processus bi waxtaanee waaye nag waxtaanee waroon nañu ko doon bien avant élection campagne bi c'est dommage mais nag ba tey li ñu war a waxtaanee pour suba lépp li nga xam ne mooy dispositif ak disposition yi war a jël yëpp waxtaanee ngeen ko surtout li jëm en terme de sécurité pour que liy constituer menace ñu jëm ko annihiler artu ko taxaw ci balaa moo egsi kon nag loolee borom xam-xam bi di Talla moo ko doon wax léegi ci jëm ci wàllu nag maam terme de sécurité li jëm nag ci jumtukaay ñi war a jëfandikoo yëpp Alfred ak tamit soxna Batoor ñëw nañ ci li nga xam ne moom la ñu war a taxawoo pour rek processus électoral bi mën a jaar yoon nit ñi tamit mën a voter tranquillement nit ñi mën a dem seen yoon merci tamit à tous les intervenants ñi nga xam ne contribuer nañu ñuy laaj ñi samp nañuy laaj waaye tamit ba tey rek ñuy ñaan li nga xam ne moo di élection yu mucc ayib suba kuy raw gàddu gi su fa nga dëkk waaw mu nga yor ko yor gu mucc ayib ngir rek le développement sa localité ñun loolu rek lañ bëgg ndaxte émission bi émission citoyenne la bëgg nañ tamit li nga xam ne moo di processus bi citoyen bi nekk au cœur du processus moom tamit mooy lépp ci processus bi moo tax nag ñu créé émission bi pour askan wi jërë ngeen jëf boo beneen samedi bii di ñëw sur seen rajo Sud FM boo beneen samedi incha allah